yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak si sant seen mbokk la Isaac Sambatine moo leen di nuyu yéen ñëpp bëgg a xaaju ak yéen seede bi nga xamante ni noonu la joxe du ndam borom bi Yeesu nangu ko ni boromam ak musalkatam. mbokk yi xam ngeen ne béppi doomu aadama itoo nga mucc te man yaakaar naa ne amul kenn kuy ñaan yàlla ngir aar ku ëllëg waaye ñëpp a bëgg a mucc waaw ñëpp a bëgg suñu sangoo suuf keroog ñu mën a dem ajana ak suñu boroom. loolu nag dafa am yoon xam nga yoon yu bari na coow li bari na waaye war nañu xam ne benn yoon rek mooy dem ci yàlla te yàlla moo ñu ne képp mu wër dëgg ma gis. man nag nekkoon naa jullit di julli di ñaan di woor waaye terewul nekk amoon na mbir yi nga xamante ne sonaloon na ma li njëkk moo di dama doon gént di gis ay jaan rek mu jaaxaloon ma li ci tegu mooy dama doon feebar lu bare loolu tamit jaaxaloon na amoon na jamono sax maa ngi doon xalaat ne naan waa ndax ci dëgg yoon bi ma nekk foofu la ndax maa ngi julli di woor di def lu bari waaye ba léegi terewul ne wax dëgg fa ne yàlla maa ngi jànkonteel jafe-jafe yu bari yi yem mu foofu nag loolu nag taxutoon ma xaddi taxutoon tamit ma am xel ñaar waaye ci atu 2007 daal laa dem Mbuur daje ku ñu naan Pierre waa kooku nag di ma wax ne Yeesu mooy dem yoon bi dem ci yàlla ma ne ko déedéet nanguwuma li nga wax sama yoonante la kay gëm naa ne mooy yóbbu nit ñi waa waaye ci loolu nag ci laa ne xaaral ma jël li nga xamante ne moom mooy Coran bi dal di geestu ba xam kan mooy Seydina Isa di Yeesu Christ ak lan la ci Coran bi wax ma dal di ko méngale ak Bible bi ma mën a geestu ba xam diggante islam ak christianisme lan mooy ci muccal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi ajmain. ñu ngi nuyu mboolem mbokk jullit bu ñuy déglu ak mboolem wërkatu dëgg di leen wax seen mbokk Abu Ahmad bu daawa au Sénégal moom mooy def audio bi ngir leeral nar yi nga xam ni moom moo nekk ci audio bi pasteur Sambatine def di wax ni moom ab jullit la woon bu tubbi daal di nekk ab chrétien ngir jaxase bopp jullit ñi di wax ni dafa am fu mu jaar méngale alquran ak bible pour mën a gis ni daal islam moom du dëgg waaye christianisme mooy dëgg. ñu ngi bàyyiloo xel képp kuy déglu audio yi mu dégloo ko xel te buñ ko dégloo xol incha allah ndax lépp luñ fi wax dañ koy andil ay leeral. alhamdulilah audio yi mu def déglu nañ ko du début à la fin gis nañ ni li ci ëpp ay fen la. ñaareel bi li muy wax ne moom ak jullit la woon loolu ay fen la loolu li ngeen ko comprendre ci biir vidéo ci biir audio bi audio tontu yi ñu koy defal incha allah ay fen yi kese la. ñetteel bi boo demee ba ci jeexintalu audio bi dafa bàyyi numéro am waaye numéro am day jéem nañ ko contacter ba sonn bind ko ay message WhatsApp day lire suñu ay message mais du tontu ndax ni may faral di wax rek ñoom dañu am ay système yu ñuy liggéeyee pour saper maanaam yoon joxloo jullit ñi gëmloo leen ni nit ki mën naa bàyyi diine l'islam am leneen lu ko gën. loolu nag jullit ñam yi dal mooy ñi nga xam ni seen diine dafa dëgërut ak seen xam-xam maanaam seen gëstu ci seen diine dafa dëgërul te loolu cas bu lu yaatu la fii Sénégal donc ñoom xam nañ loolu moo tax moom la ñuy exploité di jël ay versets coraniques yoo xam ne jàpp nañ ni souvent c'est des versets ambigus à leur niveau ñu jël ko di ko méngaleek ay versets bibliques pour wane ni islam daal du dëgg waaye dëgg mi ngi nekk ci christianisme. incha allah lépp loo xam ni waa ji wax na ko ci audio yi dinañ ko tontu benn par benn ba mu jeex incha allah te ñu ngi koy woo ci jàkkaarloo waxtaan boo xam ni dañ koy filmer tasaare ko ci àdduna bi surtout Sénégal bu fekkee moom li muy woote dëgg la ndax ñun dañoo gëm ni
ñun dañoo nekk ci dëgg te fépp fu dëgg nekk réer dafay jóge donc ñu ngi koy woo ci jàkkaarloo boobu bu fekkee ku dëggu la ci li muy woote incha allah ñu nit bu lii tontu bi ñuy def bu jeexee dinañu bàyyi suñu numéro ci jeexintal ba te ku ñu woo dinañu jot bi iznillah bu fekkee faatuwuñu bokk na ñoom ci système yi ñuy def mooy gëmloo nit ñi ni ñoom ay jullit lañu woon parce que dañ leen di former pour ñuy jéem a réciter quelques versets du Coran ak di nuyoo jullit bu donc bokk na ci formation yi ñu leen di defal mooy ñuy jéem a maîtriser quelques versets parce que am na ci ñoom ñoo xam ne dañuy làkk arab parce que man jokkoo naa ci ak ñoo xam ni dañuy làkk arab ay chrétien lañ am formation léegi di mën a di détourner jullit ñi di leen andi lay aaya yoo xam ne xam nañ ni jullit ñi amuñu niveau wu tontu loolu te bunt bi ñi ko maîtriser ci dëkk bi ñu néew lañ donc moo tax ñu war ñu jóg ñun pour waslu ci àq pour leeral neen yi nga xam ne ñoom ci lañ nekk ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu yombalal ñu liggéey bi nga xam ne moom lañ jublu incha allah ñu tàmbale tontu fen yi nga xam ni pasteur bi tàbbi na ci ngir sànq jullit ñi. donc li mu njëkk a wax mu ne ay nettali yoon wi mu jaar ba jox boppam Jésus Christ boroomam ak sauveuram maanaam musalkatam donc moom li mu jàppee Jésus mooy yàlla. ñu déglu Jésus lan lay tontu ndax moom moo ko jàngal ni moom yàlla la wala ay nar la wala ay fen yoo xam ne ñoom dañ ko sosal ca gannaawam boo demee ci Jean chapitre 17 verset 3 Jésus mi ngi wax ni or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul véritable Dieu et Jésus que tu as envoyé mu ne na ngeen xam ni pour dugg aljanna da ngeen di gëm ni yàlla kese moom mooy yàllay dëgg moom kese mooy yàlla boobu le Père la ci jublu le Père ñoom liñ ci jublu dans la Bible mooy le Dieu créateur moom mi leen amal mu ne kooku mooy le seul vrai Dieu ba pare ñu gëm ni Jésus est un envoyé mooy li ñuy wax ñun suñu jamono laa ilaha illallah muhammadun rasulullah maanaam nga gëm ni yàlla kese lañu war a jaamu doo jaamu xërëm doo jaamu nit doo jaamu yonantu doo jaamu keneen ku dul ki bind asamaan ak suuf amal mbindeef yi ba pare gëm ni moom Jésus ndawu yàlla la maanaam messager de Dieu la lii la Jésus wax ci Jean chapitre 17 verset 3 muy weddi waxam ji mu wax ni Jésus mooy boromam amul benn passage biblique boo xam ne Jésus génne na ci gémminam di wax ni moom mooy boroomu kenn wala moom moo bind kenn bal sax lu jëm ci wàllu bind ak moomeel da koy delloo ci yàlla subhanahu wa taala ñaareel bi mooy waxu Jésus ci Jean chapitre 20 verset 17 Jésus bi Marie ñëwee bëgg koo laal gannaaw bi ñu waxee ni dañ koo rey te dëgg-dëgg sax kenn reyu ko loolu dinañ ci ñëw incha allah Marie da koo bëggoon a laal Jean chapitre 20 verset 17 Jésus ne ko ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu nee leen maa ngi jëm ci yàlla mi sama borom di seen borom waaw lii la Jésus woote ak kii di wax ni moom Jésus mooy boromam kan la ñu war a gëm te lii mu ngi nekk ci biir Bible bi te Jésus wax ko ci alquran mu ne inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu yàlla mooy sama borom di seen borom jaamu leen ko lii la Jésus Christ jàngale ñoom ñu jaamu Jésus di jaamu yàlla mi bind asamaan ak su bind ñu ñun ñëpp bind ko moom mi nga xam ni moom mooy Jésus donc lii tontu la te dinaa ci ñëw am na yeneen verset yu gën a yaatu waaye damay joxe di pour tënk incha allah di ñaan yàlla subhanahu wa taala moom pasteur bi fexe jéem a tontu incha allah loolu rek lay ñaan borom bi tabarak taala ñu jàll ci beneen tomb bi nga xam ni tudd na ko donc leer na ni Jésus mësta woote ni moom yàlla la waaye bal sax dafa ne ñun ak moom ñoo bokk benn yàlla Jean chapitre 17 verset 3 Jean chapitre 20 verset 17 mu dolli ci teg mu ne 2007 dafa dem Mbuur daje ku ñuy wax Pierre mu ne ko Jésus Christ mooy yoon bi jëm ci yàlla xoolal contradiction bi moom fële ca tàmbale bi mu ne Jésus Christ mooy boroomam mooy musalkatam waaye fii mu ne dañ ko Pierre dafa ne ko Jésus mooy yoon bi jëm ci yàlla yoon bi jëm ci yàlla kay du yàlla waaye yoon bi jëm Mbuur du Mbuur waay boo jógee Ndakaaru di dem Mbuur c'est-à-dire yoon boobu bi lay yóbbu ba Mbuur du Mbuur faaw nga àgg ba Mbuur nga doog a yëg ni yaa ngi Mbuur waaye yoon bi la fay jëme du Mbuur verset bi mooy Jean chapitre 14 verset 6
je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par moi. waaw nul ne vient au Père sans passer par moi loolu li muy jàngale di leeral mooy kenn mënta àgg ci yàlla ci jamono Jésus ci biir banu Israël kenn mënta jot yàlla loolu da ngaa jaar ci moom lan moo tax ndax moom la yàlla tànn yónni ko jox ko ay jàngale donc ki gëm Jésus ni messager de Dieu parmi les enfants d'Israël daal di topp la mu yor ci jàngale kooku mooy àgg ci yàlla kooku mooy àgg ci yàlla Jésus li mu wax dafa leer naññ waaw kii yóbbe ci yàlla nag du yàlla kooku da lay wan yoonu yàlla moom la 1 Timothée chapitre 2 verset 5 wax mu ne Jésus-Christ est un médiateur entre Dieu et les hommes donc moom du yàlla donc moom beneen bi mooy Jésus-Christ ci boppam mësta wax ni yàlla du ko yónni ci àdduna bi yépp ci univers bi déedéet waaye Jésus dafa ne ci Matthieu chapitre 15 verset 24 que yàlla daf ko yónni ci waa banu Israël je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël lii la Jésus wax yàlla yónniwu ko ci àdduna bi yépp waaye daf ko yónni ci banu Israël muy les 12 tribus d'Israël ñi nga xam ne Jacob mooy seen papa mooy Yaqub ba pare yàlla feddali lool ci alquran mu ne wa rasulan ila bani Israël mu ne Jésus sera un messager pour les enfants d'Israël pas pour l'univers le seul prophète qui a été promis comme étant le sauveur de l'humanité ou bien le prophète de l'humanité est le prophète Mohammed comme ni ko yàlla waxee ci alquran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nous t'avons envoyé qu'un titre de miséricorde pour l'humanité yàlla yoon daf laa yebal ci adduna bi ngi nga nekkal leen yërmande univers bi sax la yàlla wax xam nga adduna daa tuuti waaye univers bi suuf si daa tuuti waaye univers la yàlla wax univers maanaam mu ëmb mbooleem loo xam ne yàlla da ko bind donc lii résumé la buy wane ni Jésus moom ci gémminam mësta wax ni yàlla da ko yónni ci univers bi tandis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yàlla da ko yónni pour univers mu waxaat ko ci benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mboolem yonent yi yàlla daf leen yónni ci seen xeet spécifiquement man rek maa yonent bu yàlla yónni ci àdduna bi yépp waaw te Jésus ci boppam loolu la saxal ci Matthieu chapitre 15 verset 24 ni yàlla da ko yónni ci waa banu Israël te Jésus bi muy dund mu ngi doon dund ak ay ceddo di dund ak ay romain waaye mësta waar benn romain mu dugg ci diineem mësta waar benn ceddo pour mu dugg ci diineem moo tax ña ko waroon ay taalibeem yépp ay juif lañu woon musul am benn taalibe boo xam ne nekkul juif nga dellu ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu amoon ay taalibe romain amoon ay taalibe perse amoon ay taalibe arabe amoon ay taalibe africain mboolem xeet yi dañoo dajale woon daanaka ci suufam loolu day wane universalité message am pour weddi fen yi nga xam ni pasteur Samba Tine mu ngi koy tasaare ci internet bi di gëmloo nit ñi ni christianisme mooy diinay dëgg. beneen bi mooy di wax ni day méngale diggante christianisme ak islam waaw diine bu ñuy wax christianisme de bàyyeekuwul ci yàlla ndax boo delloo ci Jésus ci boppam moom mi nga xam ne moom la ñuy askanale moom moo ko jiite du ñu fekk fenn mu génne ci gémminam baatu chrétien wooyo ko ay taalibeem wala muy wax ci diine bu ñuy tuddee christianisme muy wax ni diineem christianisme la tudd amul benn mot bu génnee ci gémminu Jésus muy wax ci ñaari mbir yooyu donc Jésus mësta dégg baatu chrétien wala christianisme mësu koo jàngale xanaa nit kay buñ la yónnee jox la ab mission xanaa sa mission kay yow yaa koy décrire waaye du ay ceddo ñoo la koy décrire comme ni mu xewee baatu chrétien mu ngi juddoo ci ay ceddo yoo xam ne dañoo gisoon Paul ak Barnabas di waaraate fële ca nekkoon fële ca Antioche ci Syrie ñu gis leen pour saboter boo demee ci Bible de Jérusalem Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26 am na benn note explicative après verset 26 bi bu lay wax ni di la expliquer lan fan la chrétien jógee ñoom si boppam chrétien yi ñi bind Bible bi ñoo koy leeral ñuy wax ni ay ceddo ñoom ñoo ko bindoon pour saboter maanaam taalibe Yeesu yi nga xam ne moom la yebaloon pour ñu dem woote ji mooy apôtres yi mooy xawaari yu ni dañ leen doon saboter ñu tuddee leen chrétien waaw dama leen di laaj ndax ab ceddo dina tànnal ñu gëm yàlla ay tur ñu koy tuddoo wala turu ñi gëm yàlla ci yàlla lay jóge ak seen diine lii ab laaj la bu ñuy laaj pasteur Samba Tine ak mboolem chrétien boo xam ni dëgg yitteel na ko tandis que boo ñëwee ci alquranul karim
nga xam ne moom mooy le dernier testament de Dieu, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'humanité entière. foofu yàlla subhanahu wa ta'ala mu ne ñu tuddee huwa sammakumul muslimin. On nous a appelé dans le Coran musulmans. Musulman li muy tekki mooy celui qui est soumis à la volonté de Dieu, mooy ki jébbalul yàlla. yàlla wax ci alquran mu ne inna al diina inda allahi al islam. diine fa yàlla mooy al islam. islam buñ ko wax mooy jébbalu, ku jébbalul yàlla nga xam ni léppam da koy jébbal yàlla. yàlla mooy boromam, moo koy tànnal la muy def, la mu war a gëm, na mu war a mel. loolu mooy islam. islam nekk mode de vie. yàlla waxat ci alquran mu ne wa man yabtaghi ghayra al islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin. yàlla mu ne képp kuy sàkku beneen diine bu dul l'islam kenn du la ko nangul, te yowmal qiyaam ci ñuy perte ngay bokk, ñiy sànku. te Jésus Christ ci boppam da doon wax ni moom ku jébbaluloon yàlla la, comme ñun ni ñu jébbaloo yàlla. boo demee ci Jean chapitre 4 verset 34, Jésus Christ ne ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. maanaam li may dundal mooy jébbalul yàlla. te musulman mooy celui qui est soumis à la volonté de Dieu. lii la Jésus woote. te mboolem yonent yi nekk ci Bible dañoo jébbalul yàlla. moo tax alquran daal di leeral ni képp koo xam ne yàlla yónni na ko depuis Adama ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maanaam tàmbali ci Adama ba Muhammad, ñoom ñëpp dañoo jébbaluloon yàlla, ay musulman la ñu woon. diine l'islam tàmbalewul ci yonentu yàlla Muhammad, déedéet, moom da ko mottali al yawma akmaltu lakum diinukum, comme ni ko yàlla waxee ci alquran ne lui il a parachevé l'islam. Adama mooy jullit bi njëkk ci ñi yàlla bind, ndax moo njëkk a jébbalul yàlla. yonentu yëpp yàlla jox na leen dara ci l'islam, waaye ka ko matal yor ko anam ba mu gën a matee nga xam ne dara dootu ci yokk dootu ci wàññeeku mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. na ko nit ñi xamee noonu, ndax lii moom mooy dëgg. l'islam tàmbalewul ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waaye mu ngi tàmbalee ci yonentu yàlla Adam, daal di matee ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mboolem yonentu yi nekk ci diggante yi ñoom ñëpp ay jullit lañu woon, lañ doon topp mooy l'islam, maanaam jébbalul yàlla. donc christianisme nekkul diine bu Jésus xam, mosu koo dégg, ay taalibe mosu ñoo xam ni lan mooy christianisme. fi Adama ak Awa bàkkaare ma gis ko ci Coran bi surat 20 aya 121 ak surat 7 ci Coran bi aya 20 ba 23 mu méngoo ak Genèse Bible bi verset 1 à 13. ma rombe mbir moomu nag ma dal di ñëw ngir gëstu ba xam bakkaar lanam doomu aadama naka la bakkaar ci kanam yàlla. loolu nag maa ngi ko gis ci Coran bi cinquième surat du Coran verset 6 méngoo ak Bible bi Romains chapitre 3 verset 23. waaye boobu nag ñetti mbir yooyu ma gis yëpp boobu amul wuute bu bëriwul daal. ma ne lii moom nekkagul li nga xamante ne moom lay wër. ma romb foofu nag ma ñëw ma xool ndax est-ce que yonante yi bakkaar nañ. bi ma ko seete ci surat 14 verset 41 ci Coran bi mu xamal ma ne yonante yàlla Ibrahima bakkaar na, yonante yàlla Moussa bakkaar na, maanaam Moïse, maanaam yonante yëpp bakkaar nañu. ma xool mu méngoo ci Bible bi Romains 3 verset 21 ba 23. ci loolu nag ci laa ne xaaral ma xool ndax sama yonante bakkaar na wala bakkaarul. ci laa bi may seetloo nag ma xool ko ci surat 40 verset 55 ci Coran bi ci laa gis ne sama yonante bakkaar na. te Coran bi ne ko na nga baalu sa bakkaar, soo ci noppee nag nga wéy di cant yàlla di ko magal guddi ak bëccëg. mbokk yi loolu jaaxaloon na ma laal sama xol. ma xool ci Bible bi mu méngoog Romains 3 verset 21 à 23 mii naan ñëpp a bakkaar bañat ndam yàlla. boobu gis naa ne yonante yëpp bakkaar nañ, boobu gis naa ne sama yonante sax bakkaar na. li ma njëkkoon laal mooy sama yonante bi nga xamante ne bakkaar na. waaw man mosuñ ma ko wax. du benn ustaas, du benn imam, du benn jàngalekatu diini islam bi ma xamaloon loolu. waaye ci laa ko gis ci suratu 40 ay 55 mbir mi dal di laal sama xol lool. ma ne ko nag gannaaw sama yonante bakkaar na, kon xam naa yonante chrétien war na bakkaar, maanaam Jésus. xaar ma gëstu ko ba xam. ci laa ko gëstu ci surat 19 verset 19 ci Coran bi mu xamal ma ne Yeesu Krista doomu Marie mosuta bakkaar. ma ne loolu mooy lan? te Coran bi mooy wax de mu ne Yeesu Krista doomu Marie ku sell ki la mosuta bakkaar. mbir mi dal di laal sama xol mbokk yi. ma gëstu ko ci Bible bi mu wax ma ko dans 1 Jean chapitre 3 verset 5 xamal ma ne dëgg-dëgg Yeesu mosuta bakkaar. boobu jaaxale naa lool mbokk yi, nag njàqare ma ne
ki nga xamante ne mooy sama yonante di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom ma gis ne surat 40 aya 55 bàkkaar na te man ma gis ne ci biibal bi fi nga xamante ne mooy surat 19 verset 19 ci Coran bi mu ne ñu Yeesu bàkkaarul. Coran ba ko wax surat 19 aya 19 maanaam suratul Mariama biibal bi dëgëral ko ci 1 Jean 3:5 ma ne man jaaxle naa tey sama yonente bàkkaar na Coran bi wax ko biibal bi leeral ko ma ñëw ci Coran bi mu ne ma Yeesu mosta bàkkaar Yeesu rek moom mosta bàkkaar yonente yépp bàkkaar nañ ba mu des Yeesu. donc alhamdulilah comme ni ngeen ko déggee li mu njëkk a tàmbalee mu ne dafa dem ci lu jëm ci wàllu bàkkaar mu daal di gis ni bàkkaaru Aadama ak Hawa mu gis ko ci alquran léegi moom dafa waroon nekk ku maanu li leen di wan ni ay fenkat lañ parce que ñoom dañoo gëm ni Aadama ak Hawa yàlla jéggalu leen ñoom dañoo gëm ni Aadama ak Hawa bàkkaar ba ñu def ñun dañ koo donn ci ñoom ba nga xam ne ñun ñëpp ay bàkkaarkat lañ suñu deret bàkkaar moo ciy daw te alquran jàngalewul loolu moo tax alquran mooy téere bi gën a leer bible bi doo ko jàng ba gis ci fu yàlla ni jéggal na Aadama tandis que alquran boo fa demee surat ya mu cité mooy surat 20 moom àggalewul surat bi li mu cité mooy surat 20 verset 121 mais da ngay dem ba 122 li lay wan ni dëgg yittelu leen yàlla mu ngi wax foofu mu ne Aadama ak Hawa daal di lekk ca garab ga seeni awra daal di tàmbale feeñ ñu daal di jël ay xob ci aljanna di ko muuroo après ñu daal di sànku maanaam ñu daal di réer ndax bàkkaar bi waaye lan la ci yàlla teg son Seigneur l'a ensuite élu yàlla daal di yëkkati Adam daal di koy tabbal ay martaba agréé son repentir et la guidé daal di koy nangul ab tuubam ba pare daal di koy gindi macha allah borom bii la ñu xam ni mooy borom yërmande yàlla bi Adama defee bàkkaar daf ko sol ay wax yan la ko sol rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin donc moom bu liiroon juste un verset après la mu doon jéem a wax dina leer naññ ba nga xam ne du mën a fen ci alquran donc yàlla mu ne gannaaw bi Adama bàkkaar yi ak Hawa dañoo daal di tuub wax jàll ni ñun day tooñ nañ suñu bopp boo ñu jéggalul xaw ma ku ñuy jéggal yàlla daal di leen jéggal daal di nangu seen i tuub ba pare daal leen a jubal macha allah donc bàkkaar ba ñu defoon ñoom ca ñoom la yem nekkul bàkkaar boo xam day topp doomu aadama comme ñoom nañ ko gëmee te loolu sax moom moo nekk ci seen bible maanaam un enfant n'hérite pas du péché de son père boo demee ci Ézéchiel chapitre 18 verset 19 20 21 22 yàlla mu ngi wax foofu mu ne l'enfant ne porte pas les péchés de son père le père ne porte pas les péchés de l'enfant chacun sera responsable de ses propres fruits de ses propres péchés mu ne si le fils revient de si le pécheur revient de son mal suit le droit chemin et la justice il vivra il ne mourra pas mu ne bu toppee dëgg kooku day dund du dee bi ñuy wax foofu mooy dog-dog bi am sa diggante ak sa borom c'est la mort spirituelle parce que bàkkaar day wowal xol day yonent comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne nit ki bu bàkkaaree xolam day am tomb bu ñuul tomb boobu buy kon ne nekk di def bàkkaar day dem ba xol bi day ñuul kukk dootul gis dëgg maanaam day dog diggante ak boromam loolu mooy la mort bi ñu ci jublu mooy la mort spirituelle waaye nekkul deewug jëmm ndax deewug jëmm moom yàlla da ko programmé ci ay mbindeefam ndax moom yàlla kese moom moo dul dee yàlla da ko wax ci suratul mulk mu ne alladi xalaqa al mawta wal xayaata li yabluwakum ayukum ahsanu amala yàlla laata muy bind dund sax dee la njëkk a programmé ci ñun daal ci teg dund mu ne ngir xool ci ñun kan moo gën a rafet ay jëf maanaam ëpp kan la yàlla di gën a c'est-à-dire kan mooy gën a nekk ci njub ak kan mooy gën a ñaawal yàlla di examiner loolu ci ay jaamam fii ci kaw suuf donc loolu lu yàlla programmé woon la ci ay jaamam laata ñuy ñëw ci kaw suuf moo tax avant sax yàlla di bind aadama lan la wax malaaka yi dinaa créer koo xam ni dinaa créer ay mbindeef yoo xam dañuy utante ci kaw suuf malaaka yi ne ko ndax yow yàlla da ngay créer ñoo xam dañuy andi yàq ci kaw suuf di fa tuur deret bopp te ñun ñu ngi fii di la jaamu di la sabbal yàlla na leen xam naa lu ngeen xamul donc yàlla programmé na leen dund ak dee ba pare
nekkul bàkkaar lekk ba ñu lekk garab ga moo leen andil dee déedéet dee ga ñuy wax foofu mooy la mort spirituelle. waaye seen bible ci boppam day wax ni nit du gàddu bàkkaaru kenn, ku nekk yaay gàddu sa bàkkaaru boobu. alquran wax ko tamit mu ne kenn du gàddu bàkkaaru kenn. wala taziru waziratun wizra ukhra, personne ne portera le fardeau d'autrui. te lii moom mooy la justice divine. woroog seeni ay fen ñoom ak ay caaxaan yi nga xam ne ñu ngi koy tasaare ci biir nit ñi ngir détourner leen ci yoonu yàlla tabaraka wa taala. ñu continuer incha allah ci leeral njuumte wala fen yi nga xam ni pasteur Samba Tine mu ngi koy tasaare ngir lëndëmal xelu jullit ñi ak chrétiens yi nga xam ne ñoom ñoo koy déglu. mu wax mu ne yonent yëpp dañoo bàkkaar, mu ne alquran moo wax loolu, ni Jésus rek moo bàkkaarul. waaw loolu wax jooju moom ay fen la benn, dinañ ko leeral incha allah ci biir yi ñuy leeral. li ci jiitu mooy waxu yonentu bi sallam bu siiw boobu nga xam ni dafa ëmb mboolem doomu aadama, te loolu da nga koy fekk ñoom ci seen téere, mooy kullu ibnu aadama xata wa xayrul xata inna tawwabun. doomu aadama bu ne day tàbbi ci njumte, ki gën ci ñoom nag mooy ki nga xam ne bu juumee day tuub mu dellu ci yàlla tabaraka wa taala. lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax, te loolu boo delloo ñoom ci seen téere di nga ko fa fekk. ba delloo ci seen téere di nga fekk ñuy wax ni amul doomu aadama bu dul tàbbi ci njumte. il n'y a point d'homme qui ne pêche. léegi nag nekk ab bàkkaarkat sax ci ak di tàbbi léeg-léeg ci njuumte du benn. tey waa ji nga xam ne day dëkk ci naan sàngara, njaaloo ak def lu bon mënta yem ak waa ji jaamu yàlla, waaye léeg-léeg mu am ay rëcc-rëcc. li tax mu am ay rëcc-rëcc parce que moom yorul melokaanu yàlla, moom doomu aadama la. yàlla rek moo mat ci ay mbindeefam, yàlla kese moo mat yàlla kese moo mat, mbindeefam yi matuñu. yàlla kese moo mat, mbindeefam yi matuñu. moo tax Jésus biñ ko laajee dans Marc chapitre 10 verset 18 dañ ko laaj ne ko waaw bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? mu ne ko pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. maanaam il n'y a de bon celui qui ne pêche pas que Dieu seul. Jésus ci boppam nanguwul ñu koy woowee le bon, parce que ki ñuy wax le bon par excellence mooy yàlla, ndax moom rek moo dul tàbbi ci njumte. donc ci biir Bible ci boppam yaa ngi fay fekk ñuy wax ni c'est-à-dire doomu aadama yëpp dañuy bàkkaate. Jésus ci doomu aadama yi la bokk. dinañ wane incha allah ay versets yu wane ni moom doomu aadama la. boo demee ci Ecclésiaste chapitre 7 verset 19 ñu ne la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. maanaam amul doomu aadama buy nekk ci kaw suuf di def lu baax te du tàbbi ci bàkkaar. loolu amul. Jésus fait partie des hommes. boo ñëwaatee ci Job chapitre 15 verset 14 moom déglul, moom li mu wax sax dafa gën a leer. mu ne qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? doomu aadama lu mu mën a doon ba mën bay woote woo sell. mu ne celui qui est né de la femme peut-il être juste? celui qui est né de la femme peut-il être juste? man li mu bëgg a wax ni mooy képp ku juddu ci jigéen da ngay tàbbi ci njuumte. te loolu la Yonent bi saa sam wax, mu ne doomu aadama mu ne dina tàbbi ci njuumte. boo demee Psaume 143 verset 2 mu ne n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. aucun vivant. képp kuy nooy rek maanaam da ngay tàbbi ci njuumte. moo tax nag boo demee ci 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10 Jean ci boppam mooy wax mu ne si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. ñoom ci seen bopp, ñoom ñi nga xam ne ñooy topp Jésus di wax ni Jésus dafa gàddu seen bakkaar,
ñoom ñu ne suñu waxee ni ñoom amuñu ay bàkkaar maanaam dañuy fen, dañuy wax lu leen neex, maanaam dañuy jéem a séduire seen bopp, waaye xam nañ ni li ñuy wax du dëgg, amuñu dëgg ñoom ci seen bopp. te li gën a yéeme ci mbir mi mooy Jean ci boppam reconnaître na ni ñoom dañoo am ay bàkkaar. waaw mais déglul léegi Jean ci boppam lan la wax moom ci ki nga xam ne day bàkkaar. déglul lan la Jean wax ci ki nga xam ne day bàkkaar. Jean mu ne 1 Jean chapitre 5 verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. te ñoom ñi ñuy wax ceux qui sont nés de Dieu, on les appelle les enfants de Dieu. Ils ne pêchent point. te ñoom ils se proclament comme enfants de Dieu. Tandis que Jean fële dafa ne moom xam na ni ñoom am nañ ay bàkkaar, ndax bu fekkul woon su waxee ni ñoom amuñu bàkkaar mooy day wax lu dul dëgg, dëgg nekkul ci moom. donc loolu problème la, mu nekk problème bu rëy boo xam ne mu ngi seen biir te mënuñu ko lijjanti. Jean ci boppam waxaat 1 Jean chapitre 3, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. mu ne celui qui pêche est du diable. te Jean ci boppam a reconnu que lui il fait des péchés. mooy dans 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. ba pare même Jean bi moo waxaat ni celui qui pêche dans 1 Jean 3 verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. donc ñoom ils sont du diable, ils ne sont pas de Dieu. léegi nag bu ñu bëggoon nekk nag ñi nga xam ne dañuy bawoo ci yàlla, maanaam digg doomu, maanaam dañuy jël wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne dafa wax ni doomu aadama yëpp dañuy bàkkaar, dañuy juum, waaye ki gën ci ñoom mooy ki nga xam ne bu juumee day dellu ci yàlla daal di tuub. léegi Bible bi wax na ni il n'y a point d'homme qui ne pêche, amul benn doomu aadama bu dul lu dul da ngay bàkkaar. boo ñëwee ci Bible bi Jean chapitre 8 verset 40 mu lay xamal ni Jésus est un homme. Jean chapitre 8 verset 40, Jésus mu ne leen or vous cherchez maintenant à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. xanaa li leer na. Paul ci boppam di la wax ni Jésus-Christ est un homme. 1 Timothée chapitre 2 verset 5, mu ne nous savons qu'il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. te Bible bi ne la il n'y a point d'homme qui ne pêche. donc xanaa loolu leer na. ba pare ne la amul kuy judd ci jigéen lu dul da ngay bàkkaar. loolu moo waral nag Jésus-Christ ñàkk mat gi mu ñàkk mat, te dinaa andi ay mbir yoo xam ni défi la bu may lancer le monde chrétien ci ay bàkkaar yoo xam ni Jésus tàbbi na ci te ñoom duñ ko mën a weddi incha allah. lii wane ni Jésus dafa nekkoon ab nit koo xam ne am na ay njuumte ci moom, am ay njuumte ak nekk bàkkaarkat, maanaam sax ci bàkkaar di ko def guddeeg bëccëg du benn, ngeen bàyyi ci xel. ñoom dañuy jaawale. dañuy wax ni Jean Baptiste yonent bi nga xam ne mooy Yaxya, moom mi jiitu Jésus, dans Marc 1:4 ñu ne Jean parut baptisant dans le désert. Jean da doon baptiser ci désert bi et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. maanaam Jean ci boppam da doon baptiser pour nit ñi, pour raxas bakkaaru nit ñi. wala demee ci Luc chapitre 3 verset 3 di nga ko fa fekk. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 24 di nga ko fa fekk. boo demee ci léegi nag mu lay wax ni Jésus ci boppam ba Jean di baptiser, Jésus ci boppam dafa ñëw bokk ci sàppe si ñi nga xam ni dañoo ñëwoon pour Jean raxasal leen seen bàkkaar ci baptême. Jésus ci boppam da cee bokkoon. boo demee ci Matthieu
chapitre 3 verset 16 ñu ne la dès que Jésus eut été baptisé il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrit et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. maanaam xoolal Jésus bi muy am sax Saint-Esprit kañ la am Saint-Esprit maanaam ndimbalug yàlla gannaaw biñ ko baptisé ba raxasal ko ay bakkaaram ci la Saint-Esprit wàcc ci moom waaye lu jiitu loolu nekkul woon ci moom. nga dem ci Luc chapitre 3 verset 21 mu ne la tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait le ciel s'ouvrit. xanaa lii leer na jamono ji Jean Baptiste dajale banu Israël di leen raxasal seeni bàkkaar nga xam ni moom li mu doon def mooy le baptême de repentance. Jésus daa ñëw bokk ci sàpp si donte Jésus moo gën a màgg Jean Baptiste ci kanamu yàlla ndax même ci alquran dafa bokk ci ulul azmi min ar-rusul maanaam yonent yi gën a màgg te Jean bokk ci waaye bi Jean di baptiser doomu aadama yi Jésus ci boobu daa ñëw bokk ci Jean ci baptême bi donte Jean moo Jésus moo ëpp martaba Jean waaye loolu wàññiwul ni Jésus Jean da ko raxasal ay bàkkaaram ci kàttanu yàlla Saint-Esprit daal di doog a mën a wàcc ci moom donc loolu li muy wane mooy Jésus bu dul woon dafa am bàkkaar ci moom kenn du ko baptiser loolu benn la. ñaareel bi taalibe yi dañoo gis Jésus di julli dans Luc chapitre 11 verset 1 Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un des disciples lui dit Seigneur, enseigne-nous à prier. ñoom dañ ko gis muy julli ñu ne ko jàngal ñu ñuy jullee comme ñoom gis nañ comme yaa ngi julli jàngal ñu ñun tam ñuy julli. Jésus daal leen jàngal naka la ñuy jullee. boo demee ci julli bi ci biir julli bi Jésus da leen di wax ni dites ces choses-là xool leen déglu leen li leen Jésus di jàngal. Dans Matthieu chapitre 6 verset 11 pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus bu daan julli lii la daan wax pardonne-nous nos péchés mu jàngal ko ay taalibeem. xam nga taalibe dañ ko fekk muy julli ñu ne ko jàngal ñu nu ñuy jullee Jésus ne leen bu ngeen di julli wax leen lii pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6 verset 12 loolu di wane ni Jésus moom ci boppam danaan ñaan yàlla njëggal te kuy julli xam ngeen julli li muy def ci nit mooy da lay raxasal say bakkaar di la jegal yàlla comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale. léegi nag ñu jublu ci gannaaw bi ñu gisee ni Jésus baptisé nañ ko te baptême bi Jean doon def moo doon raxas bakkaaru nit ñi gis nañ ni Jésus daan julli di wax ni Père pardonne-nous nos péchés maanaam yàlla jéggal ni suñu bakkaar gis nañ ni Jésus doomu aadama la te Bible wax na ni bépp doomu aadama day tàbbi ci njumte yonent bi saa salaam wax ko confirmer ko. léegi ñu dem nag ci yenn yi nga xam ne benn sax laay joxe boo xam ne défi la boo xam ne Jésus tàbbi na ci muy bàkkaar boo xam ne ba àdduna di tukki amul benn chrétien buy relever défi bi incha allah moom pasteur Sambatine ñu ngi koy woo ci mu ñëw tontu yi ñu koy wax ndax fen na ay fen yoo xam ne ngir réeral nit ñi gëmloo leen ni yeneen yonent yëpp dañoo tilim bal sax boo demee ci Bible bi li ñuy waxal yeneen yonent yi musiba naaru laay la maanaam yonent boo xam ne nee nañ dafa ñëw jël jabaru jàmbur mu yonentu yàlla Daawud ak ni ko yàlla taggee ci alquran ak ni mu sellee ñu ne yonentu yàlla Daawud dafa ñëw jël jabari jàmbur njaaloo ak moom jël jëkkëram yóbbu ko mu xare mu teg ko ci front bi ci kanam ne nañ ko fa teg pour ñu mën koo rey ñu yóbbu ko foofu jëkkër ji faatu mu nanguwaat jabari jàmbur ba sax ñu ne Suleymaan ci kooku la juddoo la hawla wala quwwata illa billah ñu ne yonentu yàlla Luut ay doomam dañoo tëdd ak moom ba am ci moom ay doom yonentu yëpp daal maanaam tilimal nañ seen der saltal nañ seen der nee nañ ay nit ñoo xam ne ay bàkkaar lañ pour mën a setal Jésus lii mooy liggéeyu chrétien yi. léegi ñu ñëw ci benn mbir moo xam ni ñëpp xam nañ ne bàkkaar la fen bàkkaar la ñu dem ci Luc chapitre 24 verset 44 à 48
boo demee ci Luc 24 Jésus dafa am ay baat yu mu wax ni dañ ko wax ci moom ci dans le livre de Moïse. Luc chapitre 24 verset 44. Jésus mu ne, puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. mu ne lii de lañu mu ne fallait que li ñu bind ci loi de Moïse daal di dal ci kawam ak ci prophètes yi ak psaumes yi. Loi de Moïse bu ñu ko waxee mooy Genèse, Nombre, Exode, Lévitique, Deutéronome, mooy juróomi livre yooyu ñuy wax moom la ñuy wax la Torah. Jésus mu ne bind nañ foofu ni lii moom moo ko daan nar a dal. léegi mu ñëw ci verset 46 mu ne, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus mu ne lii la ñu bind ci loi de Moïse. lii nekk ay fen yu biir yoo xam ne ñi bind Bible ñoo ko fen dugal ko ci làmminu Jésus. ñaar moo am, imma ñi bind Bible ñoo fen wala Jésus moo fen, te ñun xam nañu yonentu yàlla du fen. boo delloo ci loi de Moïse wax yi Jésus wax fa doo ko fa fekk abadan. ñu ngi xaar chrétien bu ko am nañu ko andil, bu ko amee rek ñun ñu baptiser ñu nekk ay chrétien ànd ak ñoom di takk croix buy peser 20 kilos. waaw croix en or sax buy peser 20 kilos incha allah. lii nekk ay fen yu biir te doy waar ci ab yonent solo ñoom. donc bu dee bàkkaar rek lii bàkkaar bu doy waar la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam avant ñu koy yónni di ko def yonentu sax dañ koo tuddee woon al amin, as-sadiqul amin, maanaam koo xam ne moom dafa dëggu ba pare wóor, kenn mësu ko xamee fen. waaye lii nekk loo xam ne Jésus da ko wax dans Luc chapitre 24 44 à 47 mu wax ni lii dañ ko bind ci loi de Moïse te nekkul fenn ci loi de Moïse fu ñu ko bind. ñu ngi xaar nag tontu chrétien yi ci loolu. beneen mbir bi gën a doy waar mooy ñoom dañuy wax ni yonent yëpp dañoo bàkkaar, waaye ñoom seen borom bi leen bind sax dañ koo tuumaal ay bàkkaar, seen borom bi leen bind. boo demee ci Genèse chapitre 27 ñu ne Ishaq mooy Isaac di doomu Ibrahim alayhim assalaam, bi mu magee ba bët yi gisul dafa yónni doomam, dafa woo doomam Ésaü. bi mu ko wooloo ne ko demal utal ma gàtt bu baax nga toggal ma ko defal ma ko ma lekk, ma daal lay defal bénédiction, maanaam ma daal lay barke la, ñaan la yàlla mu barkelal la. wax moom yonentu la, lu mu ñaan yàlla da koy nangul. yaayu Yanqub déglul de, yonentu yàlla Yanqub ñu ne yaayam dégg loolu daal di bi Ésaü demee mu daal di woo Yanqub. allahu akbar, fa la fen yi ñu fenal Yanqub. mu daal di woo Yanqub ne ko sa baay de dafa dig bénédiction kii di sa mag Ésaü, demal gaaw nga mel ni yow yaay Ésaü, comme moom du gis mu jël ay karaw, xam nga yaramu Ésaü dafa amoon ay karaw, solo def ci loxoom yi loo xam ne baay ji bu ko laalee day mel ni Ésaü lay laal maanaam pour mu nëbbatu daal, mel ni Ésaü moo ñëw di ko defal lool, fekk Ésaü moom dem na uti la ko baayam wax. mu dem ci biir gàtt yi ut fa moom Yanqub ut fa benn kii daal di ñëw defal ko papam, jox ko ba pare ne ko papa bénir ma. mu ne ko yow la kan, mu ne ko man la Ésaü, fekk papam du gis, dafa gumba. donc loolu di benn fen. bénédiction fan lay jóge? ci yàlla lay jóge. léegi ñoom ñu ne Yanqub ak yaayam nax Ishaq mooy Isaac, yàlla ànd ak ñoom ci nax yooyu daal di wàccee bénédiction ci Yanqub ci fen yamu fen Ishaq. maanaam yàlla moom mooy bénir ay fen, yàlla moom mooy dimbali ay fen. waaw lii du musiba, dama ko tënk de. boo demee ci Genèse chapitre 27 verset 1 à 40 ku am bible na ko dem lire. mu nekk mbir mu salte mu doy waar. Yanqub yonentu yàlla Yanqub nga xam ne ku màgg la ci yonentu yi, mu ne moom ak yaayam dañoo nax Ishaq, fen ko, gëmloo ko ni Yanqub moom mooy Ésaü pour mu mën ko defal bénédiction. ba Ishaq bi mu lekkee mu daal di def après bénédiction ci kaw Yanqub mi mu jaawale ak Ésaü, yàlla ànd ak moom ci loolu daal di bénir
Yanqub ba Esaü bi mu ñëwee Yanqub daal di ñëw ne ko man andil ko kii bi tegal ko mu ne ko yow la kan mu ne ko man la Esaü mu ne ko kon de sa frère nax na la il a volé ta bénédiction waaw yàlla naka lay xanaa yàlla moom daa gumba wala xamul li nga xam ni moom la nit ñi di def lii tuuma bu ñu tuumaal yàlla la yàlla ànd ak ñoom ci fen ya ñu fen yonentu yàlla Ishaq daal di bénir Yaqub mu tege ci kaw ay fen ñoom waxuma la sax yonentu yi waaye yàlla sax dañ koo jiiñ mu nekk ab fenkat ab kuy dimbali fen te lii mu ngi nekk ci Genèse chapitre 27 lii ñu ngi xaar benn chrétien bu ko ñëw lijjanti te seen bénédiction boobu ci la li ñu am yëpp tey ci bénédiction boobu nee nañ la jóge maanaam ci ay fen la lalu ñu ne nag yàlla moo bénir ay fen ànd ak yonentu yàlla Yaqub dimbali ko ci ay fen ànd ak yaayu yonentu yàlla Yaqub dimbali ko ci ay fen ba pare daal di lor ki nga xam ne moom moo nekkoon ci njub muy Esaü moom moo demoon uti gàtt bi ñëw yàlla ne ko du ma la bénir parce que ton frère a volé ta bénédiction ba pare tegal ko ci nag ne ko tu vas servir ton frère tu seras c'est-à-dire sa frère dina la noot waaw lii doyul waar ci téere boo xam dañ ne téere waxu yàlla la lii du waxu yàlla la lii ay fen yi kese la du waxu yàlla donc wax ji muy wax ne yonent yi ay bàkkaarkat lañ loolu ay fen la yonent matul waaye nekkul koo xam ne day tabbi ci ay njuumte tout le temps généralement déedéet wala di def ay bàkkaar volontairement waaye doomu aadama bu nekk di nga tabbi ci ay njuumte ndax doomu aadama matul loolu moo waral Jésus wax ay mbir yoo xam ni yu ci bëri benn exemple laa joxe waaye yu ci bëri dara amu ci biir Bible bi te chrétien bu ko bëgg a contester incha allah ñun ñu ngi lay xaar foo ñu woon ak ñu wuyu la incha allah boo demee ci yoon mu tudd mu ne yonentu yàlla Ibrahim dafa def bàkkaar loolu la wax de moom pasteur Isaac Sambatine mu ne yonentu yàlla Ibrahim daa def bàkkaar boo demee ci Bible am de lañ fa wax gisuñu man de gisuma fenn fuñ ne yonentu yàlla Ibrahim def na bàkkaar bal sax la fa yàlla wax ci biir Bible bi dans Genèse chapitre 26 verset 4 dafa ne je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que Abraham a obéi à ma voix il a observé mes ordres mes commandements mes statuts et mes lois yàlla mu ne Ibrahim matal na mboolem santaan yi ko yàlla teg ci loosam moom pasteur Sambatine mi nga xam ni ab ceddo la ñëw taxaw ne Ibrahim bàkkaarkat la waaw lii du tuumal ay yonantu yàlla ñu set ñoo xam ne yàlla moo leen setal yëkkati leen yow nga ñëw nga ne ñoom ay bàkkaarkat lañ lii moom mooy liggéeyu chrétien yi wër di gëmloo nit ñi nii mboolem doomu aadama yi dañoo tilim kenn rek moo set muy Jésus te loolu ay feni kese la léegi ma ñëw ci alquran li muy wax moom pasteur Sambatine ne alquran dafa ne Jésus amul bàkkaar loolu ay fen la de amul benn verset explicite wala implicite bu ñëw ne Jésus amul bàkkaar amul ci alquran dinaa jël nag verset bi nga xam ne moom la yaakaar ni loolu la wax ma daal di koy firi incha allah ci audio bii di ñëw. pasteur Sambatine waxaat ne ci alquran comme li ma jeexale woon ci sama wax jële mu ne alquran dafa ne Jésus amul bàkkaar mu daal di cité sourate 19 verset 19 mu ne alquran moo ne Jésus amul bàkkaar loolu du dëgg loolu moom du dëgg amul benn verset buy ñëw di wax explicitement ni Jésus amul bàkkaar donte comme ni ma ko waxee woon ni yonent yi kenn du ci nekk ay bàkkaarkat donte nag matuñu comme ni yàlla mate ndax yàlla moom rek moom moo dul def njuumte waaye ku dul ni moom day def njuumte léegi di def njuumte tekkiwul ni nit ki bàkkaarkat la maanaam koo xam day sax ci bàkkaar léegi ñu dem ci verset bi nga xam ni moom la pasteur Sambatine jël verset bi lan la wax verset bi dafa ne mooy bi malaaka bi ñëwee ne Mariam je suis un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur maanaam yàlla daf maa yebal pour ma ñëw defal la doom ju sell léegi mot bi ñu utiliser foofu en arabe mot boobu mooy ghulaman zakiya dans la sourate 19 verset 19
zakiya tekkiwul sans péché tekkiwul loolu de bu dee loolu lay tekki kon bu fekkee dañuy appliquer logique u pasteur Samba Tine bi ñu bëgg a gëmloo ne alxuraan dafa wax ni si Jésus rek moom moo nekk koo xam ni sans péché la dañuy dox ci logique u pasteur Samba Tine ñu dem ci même sourate 19 bi comme ni ma leen waxoon fenkat moom boo xoolee li koy corriger du sori ci même sourate bi mu jëlee loolu bëgg cee tegtalu ni Jésus il est sans péché boo demee ci sourate 19 même sourate 19 bi au verset 13 yàlla mi ngi wax foofu ci Jean Baptiste te défi bu ma leen di lancé la ñoom chrétiens nañ ñu andil benn bàkkaar bu Jean Baptiste def benn bàkkaar rek la waxuma ñaar wa xanaanan min ladunna wa zakatan wa kaana taqiya wa zakatan wa kaana taqiya ainsi que la tendresse de notre part et la pureté et il était pur yàlla lan la wax Jean Baptiste mu ne boo commencé ci kaw sax ci verset 12 mu ne yaa Yaxya xudil kitaaba bi quwa wa aataynaahu alxukma sabiya wa xanaanan min ladunna wa zakatan wa kaana taqiya mu ne ô Yaxya tiens fermement ô Jean Baptiste tiens fermement au livre la Torah nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant ainsi que la tendresse de notre part et la pureté et il était pieux donc est-ce qu'on va dire que Jean Baptiste était sans péché si on suit la logique du pasteur Isaac Samba Tine te ma wax leen yéen ñi may déglu ñoom li ñu jublu ci sans péché bi moom mooy yàlla ndax yàlla rek moo amul bàkkaar donc dafa am fu ñuy jaar ak yow ci ay cheminement wan la ni ñëpp dañuy bàkkaar kenn rek moo dul bàkkaar mooy Jésus ndax moom mooy yàlla bi nekkoon ci asamaan ñëw nekk nit ci kaw suuf foofu la ñu jëm ak doomu aadama yi moo tax ñuy bëgg coûte que coûte gëmloo nit ñi ni Jésus amul bàkkaar léegi bu ñu appliqué logique u pasteur Samba Tine mooy alxuraan aussi dafa wax ni Jean Baptiste amul bàkkaar nga dem ci suratul Kahfi encore pour ñu wan leen ni pasteur Samba Tine li muy wax xamu ko waaw li muy wax xamu ko ay xëy na yi muy wax yëpp dañ ko dicté sax wala mu gis ko ci ay sites yoo xam ne ay anti islam la mais du lu mu jàng maîtriser ko ndax bu maîtriser woon li muy wax du dem naan alxuraan dafa ne Jésus amul bàkkaar alxuraan waxul loolu léegi ñu dem ci suratul Kahfi bi Moussa ànd ak Xudar ngir mu jàngal ko lenn ci xam-xam ci li ko yàlla xamal léegi ñu dem ci verset bi incha allah fekk Moussa dafa ànd ak Xudar daal di rey benn xale voilà verset baa ngi nii Xudar rey benn xale Moussa ne ko lu tax nga rey ko xale boo xam deful dara nga koy rey Xudar ne ko lii xam-xam bu jóge ci sama borom la bi mu koy expliqué nag lan moo tax mu rey xale bi mu ne wa amma alxulaamu fa kaana abawaahu muminayn fa xashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma xayran minhu zakatan wa aqraba ruhma mu ne quant au garçon ses pères et mères étaient des croyants nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux le même mot qui revient ici le mot zakat gis ngeen mbir mi ni mu leere donc même suuratul Kahfi wax na ni am na xale boo xam ne yàlla dina ko jox ay waajur mu nekk koo xam c'est un enfant plus pur xam nga Jésus dañ ne un enfant pur mais kii plus pur sax la ñu utiliser donc bu ñu appliquer raisonnement wu pasteur Isaac Samba Tine mooy il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais péché en conséquence qui sont des dieux selon leur doctrine donc lii nekk ay fen ak ay caaxaan yoo xam ne ñu ngi koy jéem a tasaare ci biir bopp nit ñi parce que xam nañ ni jullit ñu bëri ils n'ont pas le niveau ou bien les bagages qu'il faut pour réfuter leurs mensonges et ils ont été comme ça nii lañ mës a nekk depuis jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jël ay mbir yu ambigu di ko tuur nit ñi pour lëndëmal leen mais incha allah tant que kaw suuf ak asamaan ñi ngi fi di ngeen fi fekk ay góor yàlla yoo xam ne dañuy leeral lépp loo xam ne da ngeen koy dugal ci bopp nit ñi di leen fen mënuñoo wax ak ñëpp de waaye dinañ wax le maximum pour leeral nit ñi
ba pare nga delluwaat encore ci boo delloo ci alquran su ma fàttewul verset bi Ibrahim alayhi salaam dafa ñaanoon borom bi tabaraka wa taala, dafa ñaan yàlla subhanahu wa taala ne ko ci sourate Baqara verset 127 mu ne notre Seigneur bi muy ñaan envoie leur, fekk boobu mi ngi nekk Makka gannaaw bi mu tabaxee Kaaba gi mu ne yàlla yónnee leen ab yonant, boobu yonantu yàlla Muhammad la doon wax. Envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi certes le puissant, le sage. Kan mooy purifier mu ne le prophète Sassam, na yàlla yónni le prophète Muhammad pour purifier les arabes. Allahu akbar. waaw xanaa lii leer na ci koo xam ni le mot il s'est basé sur un mot pour en déduire quelque chose. ñu gis ni ci biir alquran ce mot-là est utilisé à plusieurs reprises chez plusieurs personnes, y compris le prophète Mohammed Sassam qui a été envoyé pour purifier les gens. Pourquoi il ne dit pas que le prophète Mohammed Sassam est sans péché? ñu koy laaj moom aussi, comme gis na benn verset boo xam ne yàlla dafa ne yonent bi sallam wastaghfir li zambik, ñaanal yàlla mu jéggal la sa bàkkaar. waaw ñu koy laaj déjà nañu andil benn bàkkaar boo xam ne yonent bi sallam def na ko ci alquran, nañu ko andil. loolu c'est un défi qu'on le lance. ñu laajaat ko encore ne ko yonent bi sallam yàlla wax na ko ni jéggal na ko bàkkaar yi nga xam ni defoon na ko avant. bu ñu waxee avant mooy avant qu'il soit un prophète, ak bàkkaar sax yi ñëwagul yim def avant muy nekk prophète ba mu juddoo, parce qu'il a été envoyé à l'âge de 40 ans, donc de 0 à 40 il a sûrement fait des choses qui yoo xam ni nit ku nekk mën nga ko def en tant que doomu aadama. ci ànd ak loolu sax amul benn mbir bu garaaw boo xam ne mën nañ ko waxal yonent bi sallam lu dul ay peut-être njuumte, erreur humaine, comme Moussa ni mu defee erreur dóor nit mu dee fekk du woon jubluwaayam. waaye xoola yàlla dafa ne ko jéggal na ko bàkkaaram yi jiitu avant qu'il soit prophète et yi nga xam ni sax ñëwagul. donc il était sans péché. beneen bi mooy yonentu yàlla Muhammad yàlla da ko purifié bi muy nekk xale yàlla dafa yónni Jibril alayhi salaam, l'ange Gabriel, mu xar dënnam, il a ouvert sa poitrine, génne xolam, raxas ko, génne ci lépp loo xam ni c'est des défauts corporels yoo xam dina nekk ci doomu aadama, lu mel ni ay iñaan, mer, xool ma naan mer, iñaan, soxor, ay jëf yu bon, lépp Jibril da koo dindi. bakkaar day jur sabab, waaw maanaam day jur la nga xamante ne mooy musiba. waaw bakkaar day jur musiba, mu xamal ma ko. mu méngoo ak Genèse 3 ci Bible bi verset 14 à 19 ma ne kon bakkaar day jur musiba. mu xamal ma ne bakkaar day jur dee, maanaam day jur dee, wax ko ci Coran bi surat 7 aya 23 ba 25, déggal ko ci Bible bi Genèse 2 verset 17. ñetteelu mu ne ma bakkaar day jur atteb yàlla, mu wax ko ci 102e surat du Coran aya 6 ba 8, wax ko tamit ci 11e surat ci Coran bi aya 118 ba 119. Bible bi dëgëral ko ci Matthieu 25 verset 41. donc dégg ngeen surat yi mu cité, mu ne dafa doon xool moom pasteur Isaac Sambathine lan mooy conséquence u bàkkaar. mu ne bàkkaar day jur dee, mu daal di cité ay versets yi nga xam ni nee na ci alquran la ko gis, mu wax ni bàkkaar day jur dee. loolu ay fen la, li leen di wan ni kii musul nekk jullit, il n'a jamais été musulman. dafa copier ay mbir yu ñu ko wax rek mu ñëw di ko répéter, mais bu nekkoon jullit du wax loolu muy wax. ndax surat 7 verset 23 à 25 mi ngi wax ci Aadama ak Xawa bi ñu bàkkaaree, mu ne tout de dire ô notre Seigneur, rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. maanaam boo ñu jéggalul, yërëmoo ñu,
ci ñuy perte la ñuy bokk waaye tudd fi waxu dee te pertange boobu mooy àllaaxira nga dajeek yàlla mu mbugal la ah donc foofu amul fenn fu yàlla wax waxu dee donc li muy wax maîtriser wu ko c'est pour juste pour saper le moral des musulmans yi qui ne connaissent pas. Sourate 102 bi mu cité aussi yàlla la wax la tarawunna al jahim summa la tarawunnaha ayna al yaqin summa la tusalunna yawma idin anin naim boobu yàlla ñi muy waxal mooy yéeféer ya nekkoon ci kaw suuf yonent bi saa sallam dikkal leen woo leen ci lislaam ñu bañ topp seeni caaxaan ak seen bànneex yàlla na leen di ngeen teg bët safara ah te dinañ leen laaj ci bànneex ya ngeen nekkee woon ci kaw suuf mais waxul benn yoon waxu dee donc pasteur Isaac Samba Tine li muy wax maîtriser wu ko encore une fois il n'a jamais été musulman te lii ma leen di wax dina gën a leer ci fin wu tontu yi ñu koy tontu incha allah ñu continuer ci lenn ci ay waxam encore. wax ko ci 19e suratu Coran bi verset 71 à 72 daal di ko leeral ci biibal bi Apocalypse 21 verset 8 boobu jaaxle na man ne man bàkkaar na sama yoon te ma yaakaaroon bàkkaar na te bàkkaar da jur ñeenti mbir yi day jur maanaam musiba bàkkaar day jur dee bàkkaar day jur atab yàlla bàkkaar day jur safara man nag boobu laa commencé jaaxle ma ne ko man fan laa jëm ko gannaaw bàkkaar na sama yoon te ma yaakaaroon ne bàkkaar na sa bàkkaaru te bàkkaar da jur ñeenti mbir yi kon man alkunaadi ci laa nekk yu gën a wér ma ne ma li ma jaaxal mooy damaa gis ne yeesu bàkkaarul ma ne kon xaaral ma xool ma wéy ci nga xamante ne maa ngi wër rek waaw ci loolu naa ñu ma ne kon yàlla gi gannaaw nit yi bàkkaar nañ yonente yi bàkkaar nañ ba mu des ci yeesu kon yàlla lan la war a def ngir bàkkaarkat yi nag ndax yàlla daa fas yéene bàyyi bàkkaarkat yi ñu àll ko noonu walla ci laa ñëw ma ne ma xaar ma xool ban may la yàlla may àddina si ngir ñu mën ca mucc ndax yàlla def na ci dara ma ñëw ci 20e surat du Coran 20e surat ci Coran bi aya 123 méngoog ci biibal bi Deutéronome 18 verset 15 à 19 mu dal di ma xamal ne yàlla joxe na ka nga xamante ne mooy ki nar a ñëw joxe bakkanam ci àddina si ndax nit ñi mën a am mucc gi comme ma gis ko ci surat 3 aya 42 45 mu ne malaaka yi sax wax yàlla malaaka yi sax wax nañu musalkat boobu waaye boo balee maa ne musalkat bi kan la ma xool ko mu doon ci Luc chapitre 2 verset 8 à 7 ci biibal bi ci loolu nag ci la ma leeral ne que musalkat boobu kat mooy borom bi Yeesu almasi bi Isa ma ne ma donc yéen a ko déggandoo ak man mu ne dafa lire sourate 20 verset 123 mu ne yàlla dafa joxe koo xam ne mooy sauver àdduna bi mooy Isa mu ne loolu la lire ci alquran man de xaw ma ban alquran lay lire de waaye du alquran bi ma yor man donc nañu liiraat li muy wax noonu lu mu doon sourate 20 verset 123 incha allah nañ ko lire ensemble boo demee ci sourate 20 verset 121 yàlla mu ngi wax tous deux Adam et Ève tous deux Adam et Ève en mangèrent alors leur apparut leur nudité ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara waaye moom daa mel ni liirul li ci topp de son Seigneur l'a ensuite et lui agréé son repentir et l'a quitté waaw lii la yàlla wax foofu de sourate 20 bi muy wax ni yàlla dafa yónni Jésus pour mu nekk le sauveur du monde waaw loolu ay fen kese la moo tax ma ne leen jullit ni jàng leen seen diine yii muy wax yëpp nekkul loo xam ni moom mooy sax li nga xam ne moom moo am c'est-à-dire moom moo nekk ci texte yi yàlla li mu wax foofu ci sourate 20 verset 121 à 123 mooy Aadama ak Xawa bi ñu bàkkaaree dañoo xamal yàlla ni ñoom juum nañ ñu daal di jéggalu yàlla daal leen jéggal ba pare daal leen jubal daal leen teg ci yoonu njub ba pare daal leen yëkkati nag daal leen élevé au plus haut degré lii la yàlla wax ci sourate boobu moom mu ne yàlla dafa yebal Jésus pour mu ñëw nekk le sauveur dans la sourate 20 donc loolu nekk beneen fen encore nga demaat ci Deutéronome chapitre 18 pour wan la ni ñii ay nit ñu doy waar lañ wallahi ay nit ñu doy waar lañ
boo demee ci Deutéronome chapitre 18 lan lañ fa bind yéen ñiy déglu déglu leen ba xam ndax di ngeen fa dégg Jésus le sauveur de l'humanité. Deutéronome chapitre 18 verset 15 à 18. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Allahu Akbar. Fan ngeen dégg fii ni Jésus est le sauveur de l'humanité. C'est Deutéronome chapitre 18 verset 15 à 18. lii nekk encore ay fen yoo xam ni parce que xam na ni ñi koy déglu ñu bëri amuñu capacité wala ay moyens dem di vérifier écriture yi te prophétie yi lan lay wax yàlla mu ne dina leen andil ab yonantu boo xam ni ça viendra d'entre les frères des Israélites. ñan ñooy frères israélites yi c'est les Ismaélites parce que Ibrahim ñaari doom la amoon yu yàlla barkelal muy Ismaïl ak Ishaq. Ismaïl ak Ishaq Ismaïl moo nekkoon magee na Ishaq 13 ans ci moom la ñi ñuy tuddee les arabes soqee ko maanaam arab yi nga xam ne tey ñoom ñooy côté lignée yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ñoom ñooy waa banu Israël ñu ngi soqee ko ci Ishaq. léegi yàlla mu ne Moussa je leur susciterai du milieu de leurs frères. Qui sont les frères des Israélites? Ce sont les Ismaélites, un prophète comme toi, un prophète qui ressemble à Moïse. Et le prophète Mohammed Sassam a confirmé qu'il est le prophète le plus qui ressemble à Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Manam kaddu yamuy wax ci man lay jóge. Et il dira tout ce que je lui commanderai. Lépp lu mu leen wax rek ci man yàlla la bàyyi ko te loolu la yàlla répété ci sourate 53 sourate Najm. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Man yàlla yéen yonentu yàlla Muhammad lu mu wax du waxu bànneex man yàlla man maa ko révélé. Donc lii gisoo fa sax fenn fu ñuy wax ci wàllu Jésus waaye ñu ngi wax foofu ci wàllu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare amul fenn fu ñu bind ci passage yooyu ni Jésus est le sauveur de l'humanité. Donc yéen lay nax encore une fois pour vous mélanger l'esprit et vous faire croire qu'il dit la vérité alors qu'il ne dit pas la vérité. ñu def ko ci surat 19 29 à 31 ci Coran bi dëggale ko ci Bible bi Matthieu 1 verset 20 ba 21 ñetti mbir yooyu dal di ko leeral surat 20 aya 23 ci Coran bi Bible bi Deutéronome 18 15 à 19 ci Coran bi surat 3 aya 42 45 Luc méngoog Bible bi Luc 2 verset 8 à 16 ñetteelu mbir ma nag mooy surat 19 21 verset 21 à 31 29 à 31 méngoog ci Bible bi Matthieu chapitre 1 verset 20 à 21. waa ji Alaaji pasteur Isaac Samba Tine daal di jël Luc chapitre 2 verset 6 à 8 di wax ni Jésus yàlla da ko yónni pour mu nekk sauveur pour l'humanité ñu lire verset yi pour xool ndax li waa ji di wax dëgg la wala déet. Au verset 6, Luc chapitre 2 verset 6, pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ. Les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Verset 11, verset 10, l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Pour tout le peuple d'Israël au singulier. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Maintenant, Jésus, il est sauveur pour qui? Comme on le dit, tous les prophètes sont des sauveurs. yonent yëpp yàlla daf leen yónni pour ñu ñëw génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer maanaam musal leen ci li leen di sànq donc ils sont tous des sauveurs. bépp nit boo xam ni par exemple ma jox leen exemple ci jamono Moussa alayhi salaam nit ña ko toppoon gëm message am di def la mu doon digle di bàyyi la mu doon tere ñooñu ils sont sauvés de l'enfer et sont admis au paradis.
donc Moïse est leur sauveur. léegi ñu dem xool Jésus est envoyé comme sauveur pour qui? boo demee ci Matthieu chapitre 1 verset 21 ñu ne Marie elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple de ses péchés. Pour ñu leeralal ce peuple là c'est qui? C'est pas le monde entier, c'est pas l'humanité. Il faut aller dans Matthieu chapitre 2 verset 6. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les villes principales de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Israël mon peuple. Est-ce que ñun waa Sénégal ñun ñooy waa Israël? Est-ce que waa Centrafrique ñooy waa Israël? Est-ce que waa Brésil ñooy waa Israël? Déedéet. waaye qui paîtra mon peuple Israël. Donc Bible bi dafa leer nañ. nga dem Actes des Apôtres chapitre 5 verset 31 ñu ne Jésus, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. waaw xanaa lii leer na. Jésus n'a jamais dit de sa bouche qu'il a été envoyé pour l'humanité. Le seul prophète qui a dit ça de sa bouche, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. boo demee ci alquran di ko fa fekk. donc wax yi leen pasteur Isaac Sambatine Alaaji Isaac Sambatine di wax ci audio yi, c'est pour détourner la conscience des musulmans et saper leur morale pour essayer de leur prouver que lui il était un ancien musulman qui est devenu chrétien, alors que tout ce qu'il dit est archi faux. Jésus-Christ n'a jamais eu de disciple de son vivant, il n'a jamais prêché un non-israélien. mësta waar benn koo xam ne bokkul ci waa banu Israël te mu ngi doon dund ak ñoom. mësul am benn taalibe boo xam ne bokkul ci waa banu Israël. taalibeem yi mu amoon tànn leen ñoom ñëpp ay juif lañu woon. yonentu yàlla Muhammad rek la yàlla baaxee moom mi nga xam ne moom la yàlla yónni ci àdduna bi yëpp mu amoon ay taalibe yoo xam ne ñii ay ci bi muy dund nag laa la wax de ñii ay africain lañ, ñii ay romain lañ, ñii ay perse lañ, ñii ay arabe lañ, ñii ay asiatique, ñëpp nekk ci ronam ci suufam nekk ay apôtre am. waaw li tax Jésus nag mësta am ay taalibe yoo xam duñu ay israélite, c'est parce que moom ci boobu moo wax ci gémminam ni yàlla daf ko yónni pour waa banu Israël. Matthieu chapitre 15 verset 24. donc li pasteur Isaac Sambatine di wax ay fen la, du dëgg. yeewu leen ngir ngeen mucc. nañ ci ay mbiram malaaka yu sell yi wax nañu ci mbiru xale boobu laataa muy juddu te mu xamal ma ne xale boobu kat moom la ñu naan Isa al-Nasibi wala Isa ibnu Maria, maanaam Yeesu doomu Mari. boobu nag mbokk yi jaaxle na ma ne kon lim ma ne ko xoolal Yeesu bakkaaru Coran bi wax na ko, Bible bi dëgëral ko. léegi nag bi ma ñëwee di wër Coran bi xamal ma ne sax ak Bible bi ne Yeesu Krista moom la yàlla yónni mu ñëw ci àddina si ngir musal nit ñi. boobu jaaxle na ma ne ci laa ñëw nag ma ne xaaral ma seetlu ndax nit ñi dañuy naan Yeesu mooy doomu yàlla, ndax ci biir Coran bi dama ci 112e sourate Coran bi dafa wax ne xulla allahu ahad allahu samad lam yalid lam yulad laa kun fa an ahad, maanaam yàlla jurul kenn juru ko. waaw gars yi ñi may dégg ngeen waa ji subhanallah mi wax naan moom jullit la woon, nga xam ne qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, nga xam ni bébé jullit ñu ndaw ñi sax mën nañ koo tari, waa ji mënu koo tari, mu ne moom jullit la woon. ay fen yi kese moom laa leen di wax, bokk na ci système yi ñuy def mooy di wër di wax ni ñoom ay jullit lañu woon pour mën a sappe moralu jullit ñi, gëmloo leen ni mën ngeen a bàyyi seen diine wala faiblir leen. ay fen kese la, kii mësul nekk jullit. ñoom dañu am ay centre de formation am dañuy former ay pasteurs ay missionnaires di leen jéem a mémoriser loo yenn versets yi pour bu ñu jàkkaarloog jullit ñi mën leen wax ni ñoom ay anciens musulmans lañu woon. di tari ay jéem a tari ay versets te alhamdulilah saa ñu ko jéemee yàlla feeñal leen. du moom kese, am na ñeneen ñoo xam ne biñ ci jaaree gis nañ ni mënuñoo tari sax Fatiha. te jàpp naa ni moom Fatiha koo xam ni julli nga pendant 1 an, waxuma sax 10 ans, 1 an rek fu ñu la ko laajee di nga ko tari, ndax loo xam ne da nga koy tari plus de je sais pas combien de fois par jour, plus de 17 fois par jour. donc lii nekk ay fen yu leer yu biir yu wane ni kii mësta nekk jullit. ñu continuer déglu ay waxam incha allah. waaw waaye suurat
aya 45 ne ma Isa kalimatu Allah. Surat 21 aya 91 ne ma Isa ru Allah al-Masih Isa ibn Maryam rasulillah. Degré côté Jean 1 verset 14 ak Jean 1 Jean chapitre 5 verset 12 bi mu ne Isa kalimatu Allah nag mooy tekki ne Yeesu mooy kaddu bi yàlla mu ne Isa ru Allah mooy Yeesu mooy xelum yàlla mu ne al-Masih Isa ibn Maryam rasulillah mu ne Yeesu mooy kaddu bi yàlla Yeesu mooy xelum yàlla Yeesu mooy doomu Mari Yeesu mooy mbettab yàlla kon mooy firi nag Yeesu dëgg-dëgg doomu yàlla la waaye nekkul ci nafsi yaram waaye doomu yàlla ci xel la maanaam nekkul ne yàlla dafa am soxna maanaam ngir mën a am doom ak nit déedéet waxewul foofu mais mu ne gannaaw mooy xelum yàlla kon mooy doomu yàlla maanaam doomu yàlla la waaye ci xel donc ñu tontu lii nga xam ni pasteur bi wax na ko ci comme ni ma koy waxee ci ay fen yoo xam ni day jéem a dugg ci alquran pour saper moralu jullit ñi jéem leen gëmloo ni li muy wax dëgg la fekk li muy wax dara du ci dëgg. ñu dem ci alquran xool la muy wax ci ne Jésus moom mooy kaddu yàlla. Coran chapitre 3 verset 45 comme li ma leen wax fen wu ne boo xoolee ca wet ba am na lu koy corriger boo demee ci même sourate bi mu jël chapitre 3 verset 45 da ngay lire ba 47 moom liirul ba 47 léegi ñu tàmbale ci 45 bi yàlla lan la wax mu ne rappelle-toi quand les anges dirent ô Marie voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part son nom sera Al-Masih fils de Maryam illustre ici-bas comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'Allah. fii boo yemoon fii rek di nga am sikki sàkk ci li waa ji di wax waaye dañu war a continuer mu ne il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr il sera du nombre des gens de bien. Marie daal di laaj malaaka bi ne ko elle dit Seigneur comment aurais-je un enfant naka lay amee doom alors qu'aucun homme ne m'a touché. malaaka bi daal di koy tontu ne ko c'est ainsi dit-il mu ne yàlla lii la wax Allah crée ce qu'il veut waaw yàlla dina créer kaddu. est-ce que yàlla daa créé kaddu yàlla dañ ko créé déedéet kaddu yàlla ci yàlla la bokk donc une parole de sa part bi ñuy wax ci au verset 45 verset 46 47 moo la koy expliquer Marie bi mu ne malaaka bi naka lay amee doom te góor musuma laal malaaka bi tontu ko ne ko yàlla nee na nii lay créer Allah crée ce qu'il veut quand il décide d'une chose il dit seulement soit et elle est aussitôt donc kaddu ga ñuy wax mooy kun fayakun la parole créatrice qui a fait exister Jésus-Christ loolu la ñuy wax une parole de sa part waaye tekkul ni Jésus moom mooy la parole de Dieu déedéet moo tax ma ne la bu liiroon benn verset un peu rek mu am tontom waaye comme ñoom dëgg yittelu leen ak nax nit ñi moo leen yitteel te xam nañ ni jullit ñu bëri ils vont pas prendre la peine d'aller vérifier donc dañuy wax du n'importe quoi kaddu gi ñuy wax au verset 45 une parole de sa part c'est au verset 46-47 moo la koy expliquer. Allah crée ce qu'il veut quand il décide d'une chose il dit seulement soit et elle est aussitôt soit boobu kun fayakun boobu loolu moom moo existé loo Jésus te boo demoo ci Psaume 33 wax na ko lépp lu yàlla bëgg a créer danaan nekkal mu daal di nekk làmminam kaddu googu noonu loolu moom mooy existé loo lépp lu existé que loolu nekk ay fen encore yoo xam ni pasteur Isaac Sambatine mu ngi koy nëbb nit ñi te ñu ngi koy jéem a jot ba sonn par téléphone nanguwul jël suñu téléphone bind nañ ko WhatsApp lire na suñu message nanguwul ñoo tontu mais incha allah yàlla dina ko feeñal. mu demaat ci beneen kii bi mu ne Jésus yàlla dafa wax ni surat 4 verset surat 4 fu ñuy wax ni mu ne Jésus dafa ne yàlla dafa ne Jésus est l'esprit de Dieu. Alquran amul benn verset bu ñu bind ne Jésus est l'esprit de Dieu ça n'existe pas dans le Coran loolu existé wul ci Alquran encore ay fenu Allah ji pasteur Isaac Sambatine la yu mu fen pour mën a détourner jullit ñi ci li nga xam ne moom mooy dëgg xoolal yàlla sax moo leen di tontu boo demee ci sourate 4 verset 171 à 172 aux gens du livre chrétiens n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité yàlla mu ngi leen di jàjj mu ne le Messie Jésus fils de Marie n'est qu'un messager d'Allah mu leen Jésus le Messie nekkul lu dul ab yonentu yàlla sa parole qu'il envoya à Marie
kaddu gu mu yónnee ci Marie mooy kun fayakun boobu nekkal boobu kaddu googu moom la yónnee ci Marie bi Jésus laa di nekk. et un souffle de vie ruuxum minhu ruux li muy tekk ci arab mooy am tekkiwul xel ruux am lay tekki ah mën a tekki am mën a tekki ange parce que Jibril dañ koy woowee ruuxul xudus maanaam l'esprit maanaam ruux bu sell bi dañ koy woowee Jibril mais fii li muy tekki mooy une âme venant de lui. Même buñ jëloon un souffle de vie venant de lui yàlla ci boppam avant wax ji dafa ne leen il n'est qu'un messager d'Allah mu daal ciy toftal mu ne croyez donc en Allah et à ses messages et ne dites pas trois maanaam trinité bi ñuy wax Dieu Père Dieu Fils Dieu Saint-Esprit mu ne cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. ndax yàlla boo amoon doomam melokaan bi mu am lay am te yàlla kenn la ci lépp wét na ci lépp wét na ci ay turam ak ay melokaanam wét na ci bind gi mu bind wét na ci jaamu gi ñu koy jaamu bokk ko kenn mu daat ci teg mu ne c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur. mu daat ci teg mu ne jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah ni les anges rapprochés et ceux qui se trouvent indignes de l'adorer et s'enflent d'orgueil il les rassemblera tous vers lui. léegi liy wane ni même mot bi a été maanaam une souffle de vie a été utilisé pour Adam même mot boobu mooy ruux boobu yàlla utilisé na ko ci Adama balaa may ñëw ci verset bi sax yàlla dafa ne leen au verset à la sourate 3 verset 59 inna masala Isa inda allahi ka masali Adam xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fa yakun yàlla mu ne misaalu Jésus fa moom mu ngi mel ni Adama mi mu bind ci suuf ba pare ne ko nekkal mu daal di nekk Jésus dañ koo wax nekkal mu daal di nekk mu ngi nekk ci sourate 33 59 Jésus bu doon kàddu yàlla dina ko méngaleeg Adama donc mu nekkaat ay fen yoo xam ni pasteur Isaac Sambatine mu ngi koy jéem a dugal ci bopp nit ñi léegi même moomu ruux boobu a été utilisé pour Adam boo demee ci sourate 15 verset 30 yàlla mi muy wax ci ni mu amalee Adam mu ne et dès que je l'aurai harmonieusement formé en lui et lui aurai insufflé mon esprit de vie. Insufflé mon esprit de vie. L'esprit de Dieu est Dieu. Si on aurait suivi la logique du pasteur Isaac Sambatine, on aurait dit que Adam aussi est Dieu. Parce que Dieu lui a insufflé de son esprit. Lui aurait insufflé mon souffle de vie. Maintenant, le souffle de vie foofu li muy tekki mooy un âme venant de Dieu. ñun ñëpp suñuy ruux suñuy âme ci yàlla la jógee yàlla moo ko créé. Comme ni mu créé bésu Jésus, comme ni mu créé bésu Adam. Donc le même souffle de vie qui a été donné à Jésus, c'est le même souffle de vie qui a été donné à Adam dans la sourate 15 verset 30. nga ñëwaat ci sourate 32 verset 9 bi muy waxat ci mbindu Adam yàlla mu ne puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. sourate 32 verset 9 donc yàlla lii la wax ci Adama ci boppam Dieu lui a insufflé de son esprit donc est-ce que dañuy wax ni Adama moom xelu yàlla la déedéet insufflé de son esprit mooy il lui a insufflé son âme pour qu'il soit vivant. Donc pasteur Isaac Sambatine, il faut arrêter de mentir aux gens que vous parlez, aux chrétiens, aux musulmans que vous essayez de détourner. Il faut ngeen bàyyi xel jullit ñi yeewu leen ngeen jàng seen diine. Coran bi moo njëkk a wax ne ñu gëm ci Yeesu mu fekk ci kaw ñu gëmul ci Yeesu Bible bi daal gën koo leeral ci Matthieu 28 verset 5 à 6 mbokk yi nag boobu laa gën a jaaxale ma ne leer na kon Yeesu dëgg-dëgg mooy doomu yàlla waaye ci xel la dëgg-dëgg Yeesu la ñu daaj dëgg-dëgg Yeesu Krista dekki na ma ne kon man maa ngi demandé kon ci erreur boobu. léegi déggaat ngeen yeneen fen yi nga xam ni moom la ci tofal ma leeral léegi ci alquran lan la yàlla wax ci mbiru Jésus ndax dañ ko daaj wala daaj xam nga moom dafa ne alquran dafa ne alquran leeral na ne Jésus dañ ko daaj waaye déglu léegi déglu leen li alquran wax ci sourate 4 verset 159 sourate 4 Sourate 4
verset 156 à partir du verset 156. mu ne et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie xam nga dañoo tuumaal Marie ne dafa njaaloo yàlla rek alxuraan rek moo ko setal. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Juifs yi dañ doon wax ni nous avons tué le Christ, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Yàlla mu ne or ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ñi nga xam dañ doon wax ni ñoom ñoo rey Jésus mu ne amuñ ci benn certitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Yàlla mu ne ils ne l'ont certainement pas tué ña ca doon wax amuñ ci xam-xam ndax dañ leen a gëlëmal yàlla dafay ba muy yëkkati Jésus daf leen gëlëmal yàlla la ci teg au verset 158 mu ne mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. biñ ko bëggee rey yàlla daf leen a gëlëmal ba pare daal di koy yëkkati ñoom ñu jàpp keneen daal di ko fay teg rey ko jàpp ne Aysa la ñu rey fekk rey ñu ko yàlla du ko sauvé. te ci même verset yi boo wàccee ci suuf au verset 159 yàlla mu ngi wax ni il n'y aura personne parmi les gens du livre amul ci chrétiens yi wala juifs yi koo xam ni dina dee fekk gëmul ni Jésus yàlla ko yónni avant Jésus di dee. amul kenn ci ñoom koo xam dina faatu lu dul dina gëm ni Jésus yonantu yàlla la. donc loolu lay wan ni Jésus deewagul ndax ñu bari ci juif yi dee nañ te gëmuñu ni Jésus yàlla moom moo ko yónni. donc au verset 157 ñoom dañ ne ñoom ñoo rey nañ Jésus yàlla na leen reyu leen ko crucifié leen ko man yàlla man maa ko yëkkati comme yàlla ni mu yëkkatee woon Élie ni mu ko yëkkatee ci kaw asamaan ci biir Bible bi fekk jaarul ci dee. donc loolu du Jésus moo ko fi njëkkee am na ñeneen ñoo xam ne jaar nañ ci yàlla yëkkati leen te jaaruñ ci dee te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni Jésus deewul day dellu si waat bu dellu see daal di détruire lépp loo xam ne symbole christianisme la parce que du diineem mosta woote christianisme lépp loo xam ne impureté la mu misaalee ko mbaam xuux da koy éliminer pour wane ni daganul ñoom ñu lekk mbaam xuux te loolu moom moo nekk ci seen bible bi sax mbaam xuux dafa xaram. donc la muy wax ci alquran ay fen la maanaam di wax ni alquran nee na dañoo daaj Jésus mu dee dekki loolu amul ci alquran kay contraire bi la wax kenn reyu ko waaye yàlla moom moo ko yëkkati. donc lii nekkaat beneen fen boo xam ni pasteur Isaac Samba Tine mu ngi koy tasaare ci biir nit ñi gëmloo nit ñi ni dëgg la wax fekk waxul dëgg. Coran bi moo njëkk a wax ne ñu gëm ci Yeesu mu fekk ci kaw ñu gëmul ci Yeesu Bible bi daal gën koo leeral ci Matthieu 28 verset 5 à 6 mbokk yi nag boobu laa gën a jaaxale ma ne leer na kon Yeesu dëgg-dëgg mooy doomu yàlla waaye ci xel la dëgg-dëgg Yeesu la ñu daaj dëgg-dëgg Yeesu Krista dekki na ma ne kon man maa ngi demandé kon ci erreur boobu. léegi déggaat ngeen yeneen fen yi nga xam ni moom la ci tofal ma leeral léegi ci alquran lan la yàlla wax ci mbiru Jésus ndax dañ ko daaj wala daaj xam nga moom dafa ne alquran dafa ne alquran leeral na ne Jésus dañ koo daaj waaye déglu leen li alquran wax ci surat 4 verset 159 surat 4 surat 4 verset 156 à partir du verset 156 mu ne et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie xam nga dañoo tuumaal Marie ne dafa njaaloo yàlla rek alxuraan rek moo ko setal. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Juifs yi dañ doon wax ni nous avons tué le Christ, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Yàlla mu ne or ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ñi nga xam dañ doon wax ni ñoom ñoo rey Jésus mu ne amuñ ci benn certitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine.
ils ne font que suivre des conjonctures et ils ne l'ont certainement pas tué. yàlla mu ne ils ne l'ont certainement pas tué ña ci doon wax amuñ ci xam-xam ndax dañ leen a gëlëmal yàlla dafay ba muy yëkkati Jésus daf leen gëlëmal yàlla la ci teg au verset 158 mu ne mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. biñ ko bëggee rey yàlla daf leen a gëlëmal ba pare daal di koy yëkkati ñoom ñu jàpp keneen daal di ko fay teg rey ko jàpp ne Aïssa la ñu rey fekk rey ñu ko yàlla du ko sauvé. te ci même verset yi boo wàccee ci suuf au verset 159 yàlla mu ngi wax ni il n'y aura personne parmi les gens du livre amul ci chrétiens yi wala juifs yi koo xam ni dina dee fekk gëmul ni Jésus yàlla ko yónni avant Jésus di dee. amul kenn ci ñoom koo xam ne dina faatu lu dul dina gëm ni Jésus yonantu yàlla la. donc loolu lay wal ni Jésus deewagul ndax ñu bari ci juifs yi dee nañ te gëmuñu ni Jésus yàlla moom moo ko yónni. donc au verset 157 ñoom dañ ne ñoom ñoo rey nañ Jésus yàlla na leen reyu leen ko crucifié leen ko man yàlla man maa ko yëkkati comme yàlla ni mu yëkkatee woon Élie ni mu ko yëkkatee ci kaw asamaan ci biir Bible bi fekk jaarul ci dee. donc loolu du Jésus moo ko fi njëkkee am na ñeneen ñoo xam ne jaar nañ ci yàlla yëkkati leen te jaaruñ ci dee te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni Jésus deewul day dellu si waat bu dellu see daal di détruire lépp loo xam ne symbole christianisme la parce que du diineem mosta woote christianisme lépp loo xam ni impureté la mu misaalee ko mbaam xuux da koy éliminer pour wane ni daganul ñoom ñu lekk mbaam xuux te loolu moom moo nekk ci seen bible bi sax mbaam xuux dafa xaram. donc la muy wax ci alquran ay fen la maanaam di wax ni alquran nee na dañoo daaj Jésus mu dee dekki loolu amul ci alquran kay contraire bi la wax kenn reyu ko waaye yàlla moom moo ko yëkkati. donc lii nekkaat beneen fen boo xam ni pasteur Isaac Samba Tine mu ngi koy tasaare ci biir nit ñi gëmloo nit ñi ni dëgg la wax fekk waxul dëgg. bokki jaaxle naa boobu maa ngi gëstu bi ma gisee loolu nag boobu sama ngëm ci islam jeex na waaw ci li ma gis yëpp sama ngëm jeex na ci laa nag xaaral nag ma jeexale li ma nekk waaye léegi li ma gis nii yëpp lan la ci sama yonante lan la ci wax maanaam yonante islam lan la ci wax ci laa gis ci surat 46 aya 9 sama yonante bi ne moom xamul fan la jëm ca gannaaw de rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo topp ca gannaawam mu ne moom mu ne xamul fan la jëm ci gannaaw de rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy topp te man ma koy topp boobu jaaxle na ma ne kon man fi ma nekkoon kay man alko naa kon ci war ma ne xaaral ma xam lan la Yeesu wax ci lii yëpp tamit moom tamit ma xool Jean 14 verset 6 ci Bible bi Yeesu ne man maay yoon bi maay dëgg bi maay dund gi kenn mënu dem ci yàlla te jaarul ci man ma ne kon leer na kii ne xamul fan la jëm ci gannaaw de rawat ñu koy gëm Yeesu ne man maay yoon bi maay dëgg maay dund kenn mënu dugg ci àjjana te jaarul ci man ma ne ko loolu koy leer na mbokk yi noonu laa jaar jox sama dund Yeesu keroog la taalibe Yeesu ba tey jii may wax ni yéen gestu bi nag laa def may naan képp ku koy déglu tey jii waaw bu ma dégloo xol waaye nag ma dégloo sa xel am na ci solo. alhamdulilah di nga jaaxle kay te nit ñi dinañ la dégloo xel di nga jaaxle te nit ñi dinañ la dégloo xel surat bi mu jël mu ne yonent bi saa sallam moo wax ni moom xamul fan la jëm gannaaw dee waaw loolu amul ci alquran fu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni moom xamul fan la jëm gannaaw dee loolu amul ci alquran surat bi kay lii la wax surat 46 verset 9 dit je ne suis pas une innovation parmi les messagers man de nekkuma ab yonent bu bees maanaam nekkuma yonent bu njëkk ci doomu aadama yi am na ay yonent yu ma jiitu et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous je fais que suivre ce qui m'est révélé je ne suis qu'un avertisseur clair je ne sais pas boo demee ci mufassirun ñi nga xam dañuy tekki bokk na ci niñ ko firee mooy man ak yéen xamuñu xawma lan ñii nga xam ne moom laa nekk di war xawma lan lañ may def xawma lan lañ di def man li ma war ak li may def moom mooy jottali yi nga xam ne moom la yàlla wàccee ci man moom mu ne yonentu bi dafa ne xamul lan lay def gannaaw dee waaw kii moo mën a fen léegi ñu laaj yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam lan mooy xew gannaaw dee yonentu bi sallam wax na ci
ci benn xadis boo xam ni xadis bi day wax ni yonent bi saa sallam bi mu ñëwee ba ci aljanna bi mu fëggee lii lañ ko tontu d'après Xuzayfa radiallahu anhu mu ne le prophète saa sallam a dit: les enfants d'Adam seront tous sous ma bannière le jour du jugement dernier. yonent bi saa sallam mu ne doomu aadama yëpp ca gannaawam la ñu nekk bésu yawmal qiyam mu ne et je suis le premier pour qui sera ouverte la porte du paradis. man maay doomu aadama bi ñuy njëkk a ubbil buntu aljanna. lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax. pasteur Isaac Samba Tine bàyyil wax lu dul dëgg mu ne yonent bi saa sallam moo ne moom xamul fan la jëm gannaaw dee. loolu déjà existé wul ci alquran. surat bi mu jël waxul lool. ñaareel bi yonent bi saa sallam moom ci jëmmi boppam moo wax ni moom mooy sangu doomu aadama yi àllaaxira te moom mooy nit ki ñu njëkk a ubbil aljanna bés yawmal qiyaam. Jésus sax ci gannaawam lay nekk. waaw lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax. yawmal qiyaam bi nit ñi demee ba jaaxle nga xam dañuy ñëw ci yonent yàlla aadam ne ko tinul ñu fekk taxaw bi yàgg na sonn nañ mun leen man dama lekkoon garab ga dem leen ci diw ku ñu dem mu daal di ngantal ba ñu dem ba ci Jésus daal di ngantal ne leen dem leen ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bi ñu demee xadis boobu nekk na ci Bukhari. bu ñu demee yonent yàlla Muhammad ñu daal di koy fekk ñu ne ko ils iront trouver Muhammad et lui diront: oh Muhammad, tu es l'envoyé d'Allah, le sceau des prophètes, et Allah t'a pardonné tes péchés antérieurs et à venir. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas notre situation? Alors je partirai, mu ne le prophète Sam dit, je partirai me placer sous le trône divin. mu dem nekk ci suufu trône yàlla. je me tiendrai prosterné devant mon Seigneur. mu daal di sujjootal yàlla wàcce boppam. puis Allah m'inspirera, yàlla daal di koy xamal des formules de louange et de glorification qu'il n'aura inspiré à personne d'autre avant moi. yàlla sol ko ay baat yoo xam mosu koo xamal min def ci kaw suuf. puis il me sera dit, ñu daal di may wax, yàlla daal di may wax: oh Muhammad, relève ta tête. Muhammad, sigil. Demande et il te sera accordé. ñaanal ñu may la. Intercède et tu seras exaucé. Intercédel ba pare ñu daal di lay exaucé. Alors je relèverai la tête et je dirai, mu daal di yëkkati boppam, li muy njëkk a wax mooy: yow yàlla muccalal sama xeet, muccalal sama xeet. yàlla daal ci teg mu ne ko: yow Muhammad, dugalal aljana, introduit au paradis ceux de ta communauté qui n'ont pas de compte à rendre par la porte de droite, et ils seront également associés aux autres élus pour entrer par les autres portes. Puis le prophète Sam ajouta: et par celui qui détient mon âme entre ses mains, la distance entre le vantaux de chacune des portes du paradis équivaut à celle qui sépare la Mecque de Hajar ou à celle qui sépare la Mecque de Bousra. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. yonent bi saasam ci boppam yàlla moom lay njëkk a wax mu jël nit ñi dugal leen aljanna. moom ci boppam la aljanna di ko njëkk a ubbeeku. léegi pasteur Isaac Samba Tine ne yonent bi moo ne àllaaxira moom xamul fan la jëm. waaw lii du ay fen, ndax jël benn verset boo xam ne il ne l'a pas compris ba pare la mu wax ci verset bi sax amu ci. yàlla na la yàlla jubal Isaac Samba Tine. mu daal di wax mu ne yonent bi Jésus moo wax dans Jean chapitre 14 verset 6: je suis le chemin, la vie et la vérité. nul ne part au Père sans passer par moi. foofu Jésus waxul sax waxu aljanna, jëm ci yàlla la wax, maanaam xam yàlla. kenn du xam yàlla wala nga jot yàlla lu dul da ngaa jaar ci moom. c'est normal. yonent bu nekk bu yàlla yónni yow yaay yoon bi nit ñi di jaar pour nga mën a jot yàlla. Moussa jamonoom banu Israël xamoon nañ yàlla, nuñ def ba xam yàlla ci Jésus, ci moom la ñu jaar, ci Moussa mu jàngal leen kan mooy borom bi, ñu daal di xam seen borom di ko jaamu. jamono yonent yàlla Ibrahim ña fa xam yàlla moo leen xamaloon yàlla, ca moom la ñu jaar, moom moo doon buntu bi leen doon àggale ci yàlla. jamono yonent yàlla Isa tamit même chose. je suis le chemin, ma mooy yoon bi. la vérité, évangile maanaam kaddu yàlla bi ko yàlla jox, loolu vérité la. la vie, ku topp nag yoon bi muy Isa, topp kaddu yàlla gi muy la vérité, tu auras la vie éternelle, mooy di nga am dund gu sax. dund gu sax buñ ko waxee mooy di nga àllaaxira di nga am payoru aljanna. mu ne nag kenn du àgg du jot yàlla lu dul da ngaa jaar ci man. loolu mu ngi concerné ñi nga xam ne moom la ko yàlla yónnoon, comme ni ma leen ko waxee dans Matthieu chapitre 15 verset 24. Jésus dafa ne yàlla daf ko yónni que pour les enfants d'Israël, yónni ko pour àdduna bi yëpp. donc lii nekkaat beneen leeral boo xam ni
Alaaji Pasteur Isaac Samba Tine waxu ko nit ñi waaye lim leen di wax mooy li nga xam ne c'est des choses ambiguës pour mën a jaxase seeni bopp. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam place bi mu am àllaaxira amul benn doomu aadama bu koy am àllaaxira. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu def ci kaw suuf amul yonent bu ko def ci kaw suuf. ñëw fekk ay nit nekk ci lëndëm bokkaale di jaamu ay xërëm yéen ba tey yéen a ngi jaamu xërëm ndax yéen a ngi jaamu Jésus te Jésus moom danaan jaamu yàlla te ci njëlbeelu tontu yi wan nañ leen ni Jésus dafa am borom yéen ngeen jël Jésus def ko borom. yonentu yàlla Muhammad ñëw fekk nit ñi di jaamu lu dul yàlla mu jëlee leen ci loolu yóbbu leen ci jaamu yàlla kese lii moom mooy dëgg-dëgg miracle waaye Jésus tey wax leen ma ban société la sopp ñoom ñu ne Jésus dafa dee pour gàddu seen i bàkkaar te Jésus ba mu fi jógee la bàkkaar yi gën a yokk les péchés se sont multipliés 1 milliard de fois ban bàkkaar la gàddu yéen ba léegi yéen a ngi tuub di def ay bàkkaar di jéggalu yàlla yéen chrétiens yi da ngeen di njaaloo da ngeen di fen comme ni muy dalee yeneen doomu aadama yi donc ban bàkkaar la Jésus gàddu te 1 Jean lan la leen wax celui qui pêche est du diable donc vous êtes tous du diable selon la logique biblique tandis que islam alhamdulillah muy diine yombal yàlla dafa ne bu ngeen dul woon bàkkaar di ma jéggalu ma leen di jéggal mu ne dama leen fiy jëlee andi ñeneen ñoo xam ni dañuy bàkkaar di ma jéggalu ma leen di wàcceel sama yërmande di leen jéggal yàlla dafa bëgg ñuy wane suñu imperfection di dellu ci ki nga xam ne mooy il est le parfait muy Allah tabaraka wa taala mu ñuy jéggal ba pare di déverser ci ñun yërmandeem lii moom mooy bànneexu islam moo tax yàlla la wax ci Qur'an mu ne yow Muhammad waxal sama jaam yi nga xam ne dañoo ëppal ci bàkkaar ak tooñ seen bopp mu ne wax leen bu ñu désespéré ci miséricorde yàlla bu ñu jéggaloo rek man yàlla ma jéggal la lii la islam di jàngale waaye ñoom ñuy jéem a jàngal nit ñi ni ñun dañoo tooñ yàlla mooy Aadama ak Hawa ñoom ñoo ñu wàll seen bàkkaar léegi pour yàlla jéggal ñu yàlla dafa yónnee doomam ne nañ ko rey buñ ko reyee après moom mu jéggal ñu suñu bàkkaar waaw loolu est-ce que xellu na ñu ne Pasteur Isaac Samba Tine daa am benn doom boo xam daf ko bëgg moom rek la am sax benn voisin am daal di koy tooñ def ko lu ko métti léegi Pasteur Isaac Samba Tine pour mën a jéggal voisin bi mu jël doomam boobu mu gën a bëgg mu jox ko voisin bi ne ko rey ko boo ko reyee ma jéggal la tooñ bi nga ma tooñoon lii la chrétien yi di jàngale est-ce que lii xellu na mbokk yi ubbi leen seen xel yi ngeen xalaat te xam ni diine l'islam moom mooy diine dëgg. gën a leer waaw na nga topp ci aaya yi ma la jox ci Coran bi ak ci Bible dina gën a am lu la leer bu baax a baax man de fii laa jaar ba am yàlla suñ borom fii laa jaar ba doon doomu yàlla suñ borom fii laa jaar ba doon taalibe Yeesu Krista kon yow mi koy déglu tey maa ngi lay ñaax su dee am nga jiixi jaaxal na nga jël sa paa nga déglu waaye nga dégg topp aaya yooyu nga dal di lire sa Coran su dee jàng nga arab wala nga lire sa Bible bi nga gën a am lu la leer bu baax ci ñaar yooyu kon maa ngi woo mbokk yi yëpp képp koo xamante ne xam nga borom bi Yeesu maa ngi lay xamal ne Yeesu mooy dëgg bi Yeesu mooy dund bi Yeesu mooy mucc gi képp ka nga xamante ne jox nga dund Yeesu Krista di nga mucc man lii la jox sama dund borom bi Yeesu Krista muy atu 2009 ba tey jii maa ngi ci borom bi Yeesu kon mbokk yi Yeesu mooy dund bi moo leen nar a muccal jox leen ko seen dund ngeen mucc seen mbokk la woon Pasteur Isaac Samba Tine ne leen yàlla barkeel yéen ñëpp wasalaam sama numéro kan nag lii la képp koo xamante ne bëgg nga am WhatsApp bi lii la mooy 77 688 79 01 77 688 79 01 soo ko bindee di nga gis sama WhatsApp macha allah na leen yàlla barkeel amen. waaw alhamdulilah Pasteur Isaac Samba Tine topp nañ verset yi benn par benn tontu nañ verset yëpp te gis nañ ni mosoo nekk ab jullit ab fenkan nga boo xam da ngay wër di jaxase bopp jullit ñi di jéem a sappe moralu jullit ñi di leen wan ni yow jullit nga woon fekk mosoo nekk jullit beneen bi alhamdulilah gannaaw bi ñu gëstoo la nga wax yëpp gis nañ ni li ëpp ci li nga wax du dëgg ay fen la te la nga nëbb ci mbir yi moo gën a bari la nga feeñal. beneen bi mooy numéro ba nga joxe ñun jëm nañ la ci contacter ba sonn waaye wuy woo ñu benn yoon bind nañ la ay message WhatsApp nga liir ko te tontu woo ñu ngi lay waar encore képp koo xam ne xam na foo dëkk mu ñëw jël si ñu daal ñu yóbbu yow fa nga dëkk suñu numéro mu ngi tudd man maa ngi tudd Abou Ahmed Paté Fall sama numéro di 77 sama numéro WhatsApp 77 880 42 14 880 42 14 fépp foo ñu woo ci àdduna fekk ñu ngi dund dinañ sol suñu daal wuy si la ngir leeral dëkk pour wane ni li ngay wax dara amu ci lépp ay fen la alhamdulilah bokkuñu ñun ci jullit ñi nga xam ne dañoo réer bañ leen di réeral
ci kattanu yàlla fépp fu neen nekk dinañ ko sulli daal di koy neenal wala ni lii ay neen la daal di saxal dëgg insha allah. wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin di tëjee di wax ni benn diine moo am ci kaw suuf muy jébbalu yàlla boo ko traduire ci arab mooy islam. ña koy topp nañ leen di wooy mooy les musulmans mooy le soumis à la volonté de Dieu te Jésus était soumis à la volonté de Dieu. Jean chapitre 4 verset 34 yàlla wax ci alquran mu ne inna diina inda allahi al islam diine fa moom mooy islam mooy jébbalu wa man yabtaghi ghayra al islami diinan falan yuqbala min képp koo xam ne yaa ngi sàkku beneen diine bu dul islam yàlla mu ne kenn du la ko nangul wa huwa fil axirati min al xaasirin. di leen wax ni di tëjee verset Coran bi nga xam ne ñoom dañuy wër di wax naan musulman yi vous n'avez pas le salut amul benn verset bi wax ni vous avez le salut boo dee xamoo foo jëm. képp koo xam ne sa jullite dëggu na boo demee ci surat 43 verset 68 à 70 di nga fa fekk sa salut. surat 43 verset 68 à 70 di nga fa fekk sa salut. C'est clairement dit que les musulmans nag dañ koy dund, les musulmans iront au paradis. Et le défi qu'on lance aux chrétiens, qu'ils nous donnent un seul verset où il est écrit que les chrétiens iront au paradis, comme il a été écrit que les musulmans iront au paradis. Qu'ils nous donnent un seul verset que les chrétiens iront au paradis. Inch'Allah, ñu ngi leen di xaar ci loolu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.